merci beaucoup jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Walfadjri yi mbokk yi am nañu mbégte dellu soit ni ñu ko baaxoo di defee àllarba ñu ne yemook fukki fan ak juróom ñu fas yéene teew nag ànd ak yéen bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci guddi di 21h ànd ak yéen ci seen émission sur scène dellu siwaat nañu ni ñu koy defee sur scène nag bu ñu ko waxee xel yëpp dina xam lu ñu fiy waxtaanee yaakaar naa ne loolu nekkatul lu bees bàkk la way la ndax ñëpp xam nañ ne wàllu théâtre lañ fiy waxtaanee te liñ ca jublu rek moom mooy defar ba mu gën a baax kon nag gars yi dellu siwaat nañ ci beneen numéro seen émission sur scène waaye nag li may faral di wax nag laata may démarrer nag lépp rek faaw nag ma oo samay gan ndax xam ngeen ne bés bi yàlla sàkk damay am ay gan yoo xam ne gan yu màgg la ñuy doon tey ci rawati ndax tey itam dama amaat ay gan yu màgg yoo xam ne ñoom ñoo fas yéene teew ci seen émission sur scène sans plus tarder dañuy daal di dugal nag gan yi par benn damay jug sax pour mën a nag recevoir samay gan en public dañuy recevoir sunu gan ñu tàcc leen bu baax a baax a baax alors dama koy njëkkee nag ak ki nga xam ne rek moom la ñuy wax Moustapha ñu gën ko xamee ci Ox ñu may ko loxo bu baax a baax a baax a baax alors ñu tàcc ko bu baax a baax corona oblige nii la ñu nuyoo corona oblige jaajëf alors mais namoon naa la maa ngi nii rek mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi sant kay bu baax a baax maa ngi sant waaw tey bii nga may waaw koppati bi mais tey tëni bi ñëwul de damay rendre hommage kii quoi président Mali bi gaañu d'accord tëni bi xëjul fii baaxul ci seen xam nga yow tu n'es pas sérieux quoi président Mali dafa gaañu temps yi dama moñ dëj bi du ma ko rendre hommage fii d'accord kon rendre ko hommage kon gars yi tëj ko loolu rafet na alors ñu recevoir at keneen koo xam ne vraiment kenn dootu ko laajte ci mbir mi ndax nag yàgg na ci yàgg ñoo bégal ba tey ji mi ngi ñuy bégal te honneur la pour ñu dalal ko ci seen émission sur scène kooku mooy kan Mamadou Pène ñu may ko loxo bu baax a baax a baax ayca ñu tàcc bu baax Mamadou Pène ayca bii la ñuy joxante yow dafa am nag lu ma tàmmoon noo may nuyoo il faut nga nuyoo ma ko quoi waaw parce que man sa baat bi dafa am noo ma daan nuyoo doo ma ko nuyoo Seydina Muhammad Rasulullah la ñu micro waxul ok mi ngi wax Seydina Muhammad Rasulullah ndeysaan mooy borom te yemen bi waan wi tabaruku bismi wala taadu fi shay'in tariqata rasmi faqad qasamal mawla la khayra qasmi taraka ila sawiti baax bi jismi may leen ko loxo waaye moom daf ma tàmmali noonu la may nuyoo saa su ne ndax sama tooma moom kuy wax ci moom sama xol day seet al khadimay ndeysaan xayral xadim baay baaraak bas maami donoog seex borom rijaatul busra rijaalu naari du xoolu mooy dugg minal jannati mooy ajjada maal abraari borom Tuuba est-ce que ñu may ko loxo baax a baax a baax a baax alors ñu jël suñu beneen invité muy suñu jigéen nekk koo xam ne aussi yéen a ngi koy seetaan ci téléfilm film bi muy def loo xam ne lu jaar yoon la du ma fi nekk sax naan leen bii téléfilm la wala bële la dama koy daal di dugal rek ndax su duggee di ngeen ko xàmmee kon ñu dalal ko Toutou Fall kon ñu may ko loxo bu baax a baax a baax ayca ñu tàcc Toutou Fall bu baax a baax ayca yow it corona oblige de waaw loolu la ñuy def jaajëf ayca comme ñëpp toog kon toogal waaw ayca gars yi ñu toog ayca merci beaucoup gars yi jërë ngeen jëf kon gis ngeen suñu gan yi nga xam ne tey jii dañu fas yéene toog waxtaanee lépp lu jëm rek ci wàllu théâtre waaye di leen wax ne du fi yem ndax bu ngeen xoolee chaise bi xam ne am na invité surprise ndax nag day faral ñuy am ay ñoo xam ne vraiment dañuy yëngu ci art bi muy beneen branche boo xam ne ci la ñuy nekk du ma leen ko wax bu yegsee sànq ci kanam tuuti di ngeen ko xam ñooñu itam dañ leen def ay surprise ci biir émission bi ñoom itam ñu bégal ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokku téléspectateurs yi waaye itam dalal nañ fi ni ñu koy defee saa su ne dalal fi benn troupe théâtrale boo xam ne franchement ci njeextalu émission bi dañ fiy def yoo xam ne yu am solo la ndax nag buñ ne sur scène xel yi dina dem ci théâtre sur scène ñu fas yéene fee ñëw nag ñoom itam wane seen bopp ñooñu ñooy ñan ñooñu la ñuy wax xàll yoon bu Rufisque gars yi may leen seen loxo may leen seen bopp loxo bu baax a baax tàcc leen seen bopp bu baax a baax a baax ñu ànd nag ak seen metteur en scène bi di Pape Ilimane Gueye waaye itam ànd ak keneen koo xam ne vraiment seen président la muy Alaaji Malick nekk sunu naataango ndax Touba TV la nekk ñu tàcc ko bu baax a baax a baax a baax a baax alors tungu na du teew nag ñuy nataal te yàpp xaj bu seddee soof de Toutou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ma bàyyi la nga nuyu mbokku téléspectateurs yi. salaamaaleykum waa Sénégal waa public bi maa ngi leen di nuyu ñu may àndal ñëpp di la nuyu yow bi tey di nuyu sama papa ju baax ji ma fi fekk encore di nuyu sama xulóowaale Ox
du jeex xuloo yi du jeex. tàmbali nga ko du jeex. ah du jeex kon baax na. maa ngi nuyu sama frère bi ma àndal ñoom Modou Facha Modou Nguer booy artistes yi nga xam ne ñoom laa àndal bigee maa leen nuyu yéen ñëpp di gërëm sama yaay ak sama papa di leen jaajëfal di nuyu. jaajëf Moustapha. waaw may wax Moustapha wala may wax Oxu ma ci wax ban. non waxal lépp rek jaxaseel. ah ma jaxase bu ma rek jaxaseel waaw boo kon baax na. boo wax ma uyu. waa ñu ngi nuyu ñi nga xamante ne ñoo ñëw toog ci émission bi di ñu gunge. di nuyu waa Sénégal yëpp. di tey nag moom damaa kontaan. ndax kii nga invité pen sama mag la. maam fu ma jaarle fu bëree ci aar bi lii rêve la woon bu ma doon xalaat ndax xam dinaa mos a bokk ak Demba Sène. wala pen. yàlla def ko mu nekk surprise kon lu ñuy kontaane la. waaw ça c'est kon ñu ngi nuyu Sénégal yëpp. di nuyu àdduna bi ñi seetaan Walf yëpp ñu ngi leen di nuyu. di wax nag ñu xaar ñu commencé ci waxtaan bi. waaw man na parce que non ñun waxtaane baax na. waxtaan bi su amee xeex baax na su amee. lu am baax na man pare naa woon. dama ko fi war a xeexal. yow sa mag moo fi nekk sa xarit ak sa jigéen. non kii kay du sama jigéen kii ba mu ñëwee ba léegi mu may tendance. waaye rek kon yow ñun xam nañ ki nga bëgg a xeexal. na ma wax bu mu yàgg ma dóor ay contre man loolu sama jikko waaye la. nag xam nga lu ma neex ci moom. waaw am na nen nu mu lay dóoree nulul kurpañ. waaw. baax na. ñu àgg ci loolu. alors Mamadou Pène yow itam ma bàyyi la nga nuyoog mbokk téléspectateurs yi. waaw asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa bitim réew asalaamaaleykum waa plateau bi toog waaye nag Olof Njaay dafa am lu mu wax dafa ne sooy dugg si kër boo tukkee boo voyagé ba bëgg dem si dëkk boo demee ba sa dëkk ba war a dugg si kër ga da ngay fëgg buntu kër ga boo fëggee buntu kër ga ki la war a wuyu ñaar la ñuy doon muy monsieur ak madame muy ñaan muy son excellence monsieur Macky Sall ak première dame Marème Faye Sall ma jëkk leen nuyu teg si nag waa Sénégal bépp population bi ku ne xam na ne li ngeen def ci wàllu théâtre macha allah kenn dootul laajte seen wàllu ci théâtre ci yéen kenn dootu ko laajte ndax lu nekk defal ngeen ko Sénégal alors ndax yàgg nañoo toog ngeen ñuy bégal alors tey jii xëy na ba tey yéen a ngi gunge xale yi di ànd ak ñoom ci liggéey bi waaye itam day baax ñu waxtaanee ak yéen xool yéen seen tolluwaay jamono jii ndax ba tey na ngeen ci nekkaan di def seen activité yéen a ngi ci ba léegi am déet am jamono ji da ngeen toog rek di gunge ñi nga xam ne ñoom ñoo di tuut tànk yi. waaw xam nga même football bi dafa am mbiitaan. waaw ni football amee mbiitaan. noonu la métier amee mbiitaan. tey jii li ma bëgg a xam moom mooy jamono jii ñu nekk nii jamono ji tembe. yow Mamadou Pène yaa ngi continuer di def sa activité ànd ak gone yi wala itam da nga toog rek jiital gone yow nekk seen ginnaaw di leen wan. dama toog di xaar xale yi ku la woo ni la papa kaay suyel ma lii. nga dem suyel ko. boo koy suyel boo amee loo xam ne war na nekk loo xam ne tegginóol daa ko si mën di ma ne ko lii nga may suyel doo dindi lii nanga ma nga naam dina ko dindi. mais waruñu dëpp di xëccoo xale yi léegi parce que moom laa ni la affaire bi dafa am biitaan ak ay mag la noonu dañu war a toog xaar xale yi li ñuy def. bu ñu nu wooyee pour ne la parce que sëriñ bu lay jàngal ngay jàngal ba fàtte benn mot da nga koy wax ne que sëriñ. lii la mu doon mu ne lii kat nangam la ak nangam nga def loolu. xale yi nag léegi du ñu laaj benn mag dañuy bind seen pièce rek daal di commencé yóbbu télé teg pourquoi xëy na dañu si bëgg ni. maa ko réalisé maa ko monté maa ko tourné nangam pour am si kii maanaam ne am na xam-xam. mais dafay des. man dama toogoon rek mais waa Soleil Levant bu ñu ma gisee xam ni man xëy na mën naa leen suyel si comédie bi. mën naa leen suyel rôle planton si service parce que man si service laa retraité. mais ndax loolu nga commencé di jouer waa Soleil Levant. yaa ngi ciy gis sa bopp ñoom laay suyel noonu. waaw mais yaa ngi ciy gis sa bopp maanaam saxaaru poos bi. waaw saxaaru poos ñoom wax dëgg yàlla du ma la ko nëbb. dañu maa def papa yéene ma seen xaalis. ndeysaan bu ñu ma joxee xaalis sax damay xam ne joué wu ma li ñu ma fay. ndeysaan loolu rafet na. damaa toog benn jour rek soso woo ma. ni ma nun kat man ak Saneex ak Seexuna ak ki nekk ak persora boobu xam nga daara ko jëlee ko. ñun daal léegi dañu bëgg lu ñuy defati ñu woola parce que xam nañu ne am nga si loo mën a joué. ñu bëgg nag lu ñuy defati ñu woola nga joué
ñu suyee la ma rôle planton mooy soit bi ñu teg nii ba comédie la xëy na kenn génnee ko mais boobu moom bu génnee xëy na Sénégalais yi daañu gën a reeguñu réewaguñu man ak Sané ak Cheikhouna ñoo suyee affaire boobu d'accord mais surprise daal d'accord d'accord loolu neex na alors tey Toutou dégg nga ki nga xam ne moo di Mamadou Pène mu wax mag la yàgg na ci mbir mi alors yéen usam yéen a ngi yëf yi jamono ji yéen a ngi au devant de la scène di ñafe di dem alors tey bu ngeen jàkkaarloo ak ñii lan ngeen mën a jàng ci ñii loo xam ne vraiment di ngeen ko sóoraale ba yéen itam bu ngeen di teg koog yi dina fekk seen toogin jekk. waaw bi tey loolu sunu fierté lay doon man tey sax dama bëgg ndax bokk ak moom plateau li Moustapha wax rek rêve la ci ñëpp tey li mu wax c'est important aaru démb ak aaru tey am na différence tuuti man sama frère bi ma àndal Cheikh Tidiane Diop moo ko jàngal aar muy Mamadou Fall voilà xam naa war nga ko xam waaw muy Mamadou Fall gis nga bu ñu ma joxee scénario wala dara duma ko xeeb damay ñëw wan ko munuma lii nii ngay def lii nii ngay def fii nii ngay defee fii nii ngay duggee ndax ñoom Cheikh da leen a jàngal aar bi taataan leen ci aar bi li mu wax ne dafa am bari na faute yoo xam ni bu njëkk amul woon faute yooyu bu njëkk amul woon waaw mais léegi nag bi ñëwee le monde a changé parce que internet baa ngi fii yeneen yaa ngi fii xam nga tey ñun dañuy nekk xale yoo xam ni doog a jàng aar di dugg ci aar bi man pour man li ma ci dugal man ci ñoom ñii laa doon xool waaw kon dañu war a góorgóorlu ñun mais tey jii ni nga ci nekkee nii di jouer lan moo am ban changement la def ci sa vie waaw def na changement bu bari ci sama vie parce que yokk na ma yar parce que aar dafa laaj éducation ngay yaru ba pare yow yokk na ma it ma xàmmee xam lu bari daal ci société bi parce que man avant may def théâtre am na ci leneen lu ma nekkoon xam naa daan ci ñëw ok incha allah ok d'accord dinañ ci ñëw léegi Moustapha yow man fi ma bëgg a ñëw ak yow su ma juumul Moustapha émission ñi ngi doog a toog ma ak yow waaw ñu ngi doog a toog ñu ngi doog a toog émission te pourtant liggéey nañ lu bari waaw da nga doon daw may daw moo tax yow fi ma bëgg a ñëw ak yow moom il faut que ma dellu tuuti ginnaaw maanaam tey dama ko foran ci weewu béy que Moustapha avant théâtre bi da doon def ballet c'est-à-dire foofu la commencé ba ni mu yegsee théâtre bi dama bëgg nga ñëw wax ma noo def ba embrasser affaire bi nga xam ne dugg ci métier bi nag bu ci def loo xam ne vraiment lu am solo la. waaw damay nuyu sama gan bi ma àndal jóge Maroc Yasmine. mu ko fàtte. bon man lañ tuddee Warga Yasmine. moom la waa Warga wu neex bi moom laa koy woowee. Yasmine waaw. moom laa koy woowee. waaw man kii laa doon def fecc laa doon def te loolu waalo la fecc rek mooy suñu métier. donc fecc laa doon def. benn jour ñu tas ñuy dox man ak sama beneen xarit bi tudd Serigne ñu taseeg démb bi fii marché église bi nekk léegi. après la ñu parce que man démb bi rek moo ma nekkoon ci artistes li ma doon seetaan. ñu taseeg moom expliqué wu dañu bëgg a def théâtre yooyu mu yebal ñu ASC jant bi nekkoon unité 10. donc bi ñu waxee pour ñëw foofu salle répétition man boobu nag kii moo ni parce que dama amoon ay ras ak affaire yooyu soo ma gisee bon bandi nga ba doon teg quoi. ok ñëw naa ci salle par exemple ay 3 ans yàgg naa def naa fa at yu bëri mosuma yëg si seenu répétition bi mais su bale amee dama doon yëg comme dañ doon jouer ay Ibrahima Thiaw ay spectacle affaire yooyu noonu. fecc rek laa doon liggéey. donc benn jour ñu am spectacle ak Demba Dia dem bi dem Casamance temps mi ngi ci bato bi ñu ni dañuy renvoyer spectacle bi. ma ne non dem bi li muy joué mën naa ko. waaw. ma ne rôle bi dem bi joué mën naa ko waa ji ni ma booy damal toog ne bu leex suñu ma ne ko billaay walaay mën naa ko. après ñu essayé rôle bi dem ñu ñëw wax ko dem bi mënul nekk parce que mënul jamono boobu mënul gis moom mu def benn affaire après koo xamante ne mosul ci répétition def ko. mu ñëw ñu defaat mu ñëw bi mu jógee Casamance bu ñëw pour seetaanaat répétition yi ma def li mu doon def boobu la dem bi wax ni dootul yéeg ak seen ak man ak léegi yàgg na ëpp na 10 ans léegi. ndeysaan. waaw loolu moom day loolu moo dugal ci looloo tax ma foofu laa tàmbalee nag. di def ay comédie. bon comédie rôle comédie yi démb bi doon def yëpp maa waroon def. parce que maa ngi commencé ci benn rôle bu tudde Mañam. donc moom la démb bi doon joué ak ay ñoom Manumbe après Manumbe tudde ko Manumbe. ok loolu Manumbe di def laa doon def.
ok rôle boobu laa doon def Batalo Joola ak fépp fu ñu doon def spectacle man maa doon joué loolu. ok waaw ok d'accord yow yaa nekkoon ci rôle boobu quoi. maa nekkoon mañam waaw. ok tey am na ñoo xam bu ñu déggee ñuy wax ox sax mañam la ñu xam sama tur mañam la ñu xam xamuñu sama tur vrai ok waaw ok mais man bu ma fàttalikoo mooy man maa ngi la découvrir ci riiru tribunal. waaw franchement man foofu laa la xamee loolu laa seetaan la vraiment mu nekk rôle boo xam ne donc réussir parce que jour bi mu ko njëkkee seetaan man dama doon laajte yow kan nga ci artistes yi parce que comme ni ma xamante ak ñoom te maa ngi la doon doog gis ma gis maanaam ni nga nekkee ci po bi c'est-à-dire je me disais sax souvent que mais waa ji nan la mun a nekkee ci po bi mais imaginer keneen bu ñu ko fa tegoon est-ce que dina def lu mel noonu man foofu laa la découvrir mais riiru tribunal naka la amee ba nga ñëw kii ko. waaw riiru tribunal de passage dañuy gërëm dërëm bi nekk si ñun la nekkoon ci démb bi la nekkoon moo nekk TFM. moom la Vem ak Faye amoon beneen projet bu du woon riiru tribunal. mu ni dafa am sama benn xarit bu am benn casting bu mu bëgg a def ñu dem. et bi ñu demee commencé nañu répété affaire boobu ay 2 ou 3 jours moom Vem ak Faye ñëw ni dama amaat beneen idée boo xam affaire tribunal la. ok bon defuñu casting na dafa ma xool ni ma yow man war nga mën a def loolu. bon après ñu essayé ko mu dem parce que man mosuma dem tribunal. ok ba fii may wax ak yow benn yoon laa mos a dugg tribunal boobu def naa fekk naa fa pen. waaw juge bi def benn gars nii pour mën ma génn parce que mënuñu woon tourner mënuñu woon juge mu ne ma génnal ma ne ko génnu ma. non da nga dugg di seetaan ci procès. dama dugg di seetaan boobu defe naa président tribunal bi jigéen la woon moo doon kii mooy affaire yi ñoom jëy as sare bi. waaw. mu wax benn gars pour mën ma génn. fekk da laa seen. dama seen ma wéeru nii ci miir bi. donc mënatul liggéey. mu ni mënuñ pour ma génn ma ne ko non du ma génn man citoyen laa fi laa rek damay seetaan. après benn gars yi ñëw mu ni non dimbali ñu rek ngir yàlla nga génn ma ne non su ma bëggee su war a génn mooy procès bi ma ñëw moom ñi tax ma ñëw ñu gagné. wala du ma génn mooy tax ma génn. waaw après ñoo gagné. après ngeen kay. après ñoo gagné waaw. mais loo xamante ni moom jànguma ko wax dëgg yàlla. yàlla moom mu may rek. mais bi ma commencé rôle bi tam dama doon di seetaan par exemple Sénégal fii duñu wane seen tribunal yi. waaw mais dama doon dugg Google YouTube di seetaan tribunal tubaab bi naka la ñuy def affaire yooyu. ok donc loolu moo mu permettre tey nit nu mu ñëwee rek mën naa kii ak yow. mais actuellement comme loolu moo la mos a dal ci tribunal mais actuellement est-ce que di maanaam defaat nga beneen yoon boo xam ne demaat nga tribunal pour seetaan ay jugement ak yooyu est-ce que boo demee doo leen yàqal liggéey ndax defaat nga ko. non demaatuma parce que dafa am sama benn xarit procureur la Kaolack. waaw moom moo ma woo ko waaw mu ne bul demati tribunal wala jour boo bëggee dem tribunal wax ma ko. waaw nga ñëw tribunalu Kaolack ma solal la benn masque boo xam nit ñi duñ la xàmme. ok nga ñëw toog seetaan quoi pour gën a am expérience ci affaire waaw parce que da ngay perturber juge bi bu la gisee. waaw man bu ma duggee rek mooy juge bi moom dañu xam maa leen gën a aay. da nga leen gën a aay quoi. bon juge Sénégal yi damay seen morom. yaa ngi wax ak procureur de la République de. du ma kan Bassirou Gueye. waaw waxal ak moom. Bassirou Gueye man maa ko gën a aay Bassirou Gueye fekk naa ko fii grand théâtre fii yëg tug mu jóg taxaw. ah bon. arbre de Noël fii. mu jóg taxaw carrément. jóg taxaw ma ne ko fii maay chef. benn objectif rek moo ma dese ci tribunal. mooy yëkkati Macky Sall. mooy Macky Sall ma fekk ko grand théâtre fii mu toog may joué fii ni ko jugal mu jóg taxaw. loolu rek moo la dese. te bis bu mu ko fekkee dina jóg. non parce que benn jour dañ ciy discuter mu ne ma lii mu ne wax dama ko de mu ne ma benn objectif rek laa ngi dama yàkkamti président Macky Sall laa yàkkamti mu toog ma war a jouer ci wetam mu ne ma keroog dinaa ko yëkkati ba ñoom birinoo jug taxaw. ñëpp taxaw. nii la ma ko waxee ma ne ko yow loolu munoo ko mu ne ma déggoo li ma la keroog ku toogoon di nga jug te bu jugut sama yat wi ma yor. ci kawam la daal. général yi nekk ci réew mi yëpp nekk dinaa leen laaj leen. général yi nekk leen. général armée yi nekk ci réew mi ay Moussa Siog yi. waaw fu ma leen fekk réew tribunal dañuy jóg par force wala spectacle bi dox. waaye léegi ñoom suñ jugul nooy def. damay ñibbi man wariwuma de damay jouer spectacle yaa fa ñëw. da ngay jug aak waaw. da ngay def li ma wax mënoo ko ma si mi tënk bi dem ñibbi. alors loolu daf may permettre man laaj benn question boo xam ne vraiment yéen ñëpp a ko moom c'est-à-dire comme lii mu wax nii rafet na tey ji président toog mu ñëw di jouer yëkkati ko loolu dafa rafet mais tey ji est-ce que moom président maanaam du ma ne sax président Macky Sall mais dama naan bépp président bu fi mun a toog rek muy moom bu fi jógee itam keneen kii ñëw est-ce que jotul ñuy def leen maanaam chaque mois ñu invité quelques artistes wala ñu dem ci benn groupe indi ko palais président toog jabar ji soxnaam toog yaa ngi dégg ñu defal ko loo xam ne nii dina xaw a retaan tuuti parce que aussi retaan bi dina ko permettre mu fàtte tuuti mun a dellusiwaat ci liggéeyam est-ce que loolu jéem ngeen ko solliciter mbaa ngeen wax ko seen tutelle ma ministère de la culture ou bien. non comme ñun par exemple tey Marème Faye Sall daf ñuy seetaan parce que am na jour ñun ñu dem fa
mu ne ma est-ce que man dama laa mos a woo laaj la dépense parce que chaque instant damay tooñ Macky Sall daf ma woo di ma laaj dépense ak yooyu donc mi ngi koy seetaan mais loolu pour mu am il faut artistes yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu féete kaw ñoom ñu nekk benn bloc. ok mais buñ tasaaroo nii kan la ni oo parce que day fekkee par exemple man yow la ñu wax bi tey ool ñu waa réew tribunal mais am ñoo xamante ne tey fii ñi ngi fii ci kaw nii boo leen waxee wool ma Mamadou Pène danaan la amul numéro am te numéro mi ngi seen biir portable. boo leen waxee wool ma tuuti ñun nduyee ko naan gis est-ce que mi ngi fi lan lay njëkk a wax pour indi seen benn élément mu def ko wala ñoom ñu def ko donc loolu il faut artistes yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu am benn affaire boo xamante ni tey wala tey artiste bu fi nekk sa répertoire wala koo xamante ni yàlla xam na sa répertoire nekk ci ñoom ba nga xam bu la soxlaa ñoo lay woo directement mais tey am na artistes yu nekk fii boo leen woowee ni leen man Moustapha laa soxla rii tribunal ñu la gaañu na non man dama lay wax dama yàkkamti woon ñëw fii de am ñoo xam boo leen woowee ni leen Pène laa soxla ñu ne est-ce que mi ngi fi Pène defe naa gaañu na wala feebar na parce que dañuy bëgg tey li ngay def loo Pène noonu nga def loo leen ko te soxla woo leen donc il faut artistes yi am xol bu baax boo xamante ne tey bu nee nit lan soxla mu jaral leen ñu dem paas këram waaw dem jëli numéro am ni ko diw moo la soxla d'accord mais loolu yoon la président yi di ko def yoon la ministre di ko def yoon la ñëpp di ko def parce que tamit waruñu toog rek di ñu koj ci télé yi war nañu woo par exemple tey palais ñu wut 5-6 artistes yoo xam ne dañ naan weer bi ñoom ñooy ñëw bu ñëwee def li ñu war a def après ñeneen ñëw noonu war na mën a nekk acca tutu loolu war na mën a ne ak am solo. gis nga bitee loolu nga xalaat pataas la de. loolu noonu pataas la. président toog première dame toog ñu njaab jaagar waaw bégal leen ñu ree c'est mais loolu pataas la. waaw loolu kay pataas mais nag Sénégal loolu dafiy jafe. bërki démb du ma tudd tur am na ku ma soxla xam nga lan lañ ko wax. dafa dem Italie dañ koo takk mu sëyi. wallaay non du caaxaan. takk de maa la ko war a Cheikh def te Ibrahima Niass. ñëwaguma yow bi may dugg si danga maa fase woon nañ bàyyi noonu. gis nga loolu. am na solo trop ñun aar bi ci boppam manko moo des. ok manko nii dafa yomb trop mais xol yi ñu partagé ko moo des. loolu bu ñu ko defee rek dañuy daal di am dara. te dañ daan wax aar du ëmb day wasin. boo toogee rek tey li nga bëgg ci aar di nga ko am. di nga ko am te aar jaru yàkkamti. d'accord moo lay wut si loolu leer na Mamadou Pène ci même question bi rek. waaw question bi ngeen laaj man dama si kontaan dama leen bëgg a xamal ni gis nga kii di président de la république Macky Sall. ak soxnaam kenn gënu leen bëgg artiste yi. Macky Sall si boppam dafa nu daan déplacé fii ñu dem Fatick di animé ji affaire politique man Baye Ili Sën Abdallah Bas Jaxate Sidi Ñang te Macky dafa daan débloqué xaalis dinu fay na koy animé li xam ne kon bëgg na artiste madame Faye madame Sall muy première dame kenn gënu koo bëgg artiste yi ñëw na foire artistes yi yëpp daw nit ñi woon si foire bi yëpp daw jëm si moom garde corps yi bëgg kii xam nga lu mu leen wax bu kenn laal benn population Sénégal bàyyi leen dañu maa bëgg rek moo tax ñu ñëw nañu ñëw ñoom foire ba yëbur ko laa la wax mun leen na ku ne wax soxloom xam nga ne ku nit ñi jëm si seew garde corps yi jëm mun leen garde corps yi bu kenn laal kenn bu doon yeneen première dame yi ñaata première dame a fee jaar bu première dame génne nit ñi bëgg a daw garde corps yi leen di bëmax wala gendarme yi bëmax leen sànni fale ba mu des Marème Faye Sall man maa ngi toog man Mamadou Pène bii di wax yow suur boobu man dama ñëw dox ndànk ba si kanamam ma def comme ni artiste ni ko première dame nuyu naa la ni ko ni mu ree ma ne ko loo may ree mu ne ma indi sa numéro téléphone sama numéro téléphone maa ko jox si loxoom est-ce que mu def ko si posté tam ni yéen artistes yi ku leen buggul si Sénégal amul kon ñoom bëgg nañu loolu comme li la kii wax nii rek te nag artistes yi dana am ñu nu jiitaloon nu ne tam te nit ki doo leen jiital ba pare di leen fakkastal dëgg la arko yëpp kenn ku ne am nga arko bu ne am nga président arko yooyu lan moo taxoon ñu taxawal ko festival de rire Kaolack la loolu juddoo festival de rire Kaolack man mii si ñi ñu foloon si bureau yi cela bokkoon te mosuma si feeñ pourquoi man du ma xëccoo poste man maa toppoon si Malick Ndiaye fara cal-cal pour organisation arko yooyu tey festival de rire Kaolack léegi si la arko yi juddu arko yi am na président national Gédel Mbodj ma ngi fi
Pape Faye moom la ñuy def arco moom la ñuy def président national ci arco yi Sénégal Pape Faye lan la actuellement sama xarit la nag sama xarit la daf ma bëgg ko waaye bu wax jotee dama koy wax. Pape Faye microcentral la si président de la république fu ñu nekk moom moo fay ne pour wax. man Pape Faye waxoon naa ko waxtu mu ne bu nu daje ma wax ko parce que sama xarit la. moom bu ma koy wax dafay wax ni ma wax nga dëgg waaye dinaa ko waxoon naa ko. moom moo war a wax ak président de la république ñun grand artistes yi mag yëpp mu woonu bu boobaa daanu woo sunuy njaboot. waaw. du jaagi ni Macky Sall dafa nuy woo nun artistes yu mag yi rek nu bàyyi sunuy njaboot artistes yu ndaw yi déedéet. bu boobaa nun xëy na daanu jiite rek dem si foofu ñu ne def organisation comme li nga wax. mais bu boobaa sunuy njaboot yëpp dañuy ñëw toog. waaw mu nekk loo xam ni chaque année dafa ko war a am ñag yi dañu ñag yi artiste bu mag comme man mii tey bo si ñag yi. ay ran sa la ñuy dawal. man ba may ñëw fii lan laa dugg. car dugguma Njaga Njaay. ok. am naa xaalisu taxi xam nga lu tax ma dugg Njaga Njaay. nun dañu bëgg sunuy fans. di gisanteeg yéen. man Mamadou Pène man foo ma fekk maa nga si Njaga Njaay maa nga si clando maa nga si taxi xëy na léeg-léeg mais man maa bëgg a dugg si population bi di kaf ak ñoom di ree ak ñoom ba fi ma toog di wax ak yow tey nii Sénégal gépp gisuma ku buggul Mamadou Pène. ba si armée bi. ba si armée Sénégal gi. armée ki jiite armée Sénégal man benn commandant nee na ma sans Baptiste ki yilif armée bi yow rek la bëgg si àddina te wax na dëgg. waaw dëgg la de. arbre de Noël bi ba ma koy def démb laa yóbbaale fii si Samba Diéry Diallo mais keroog dafa ma ko wax ma ne nag lu tax nag ki yilif armée bi di ma bëgg ba di ma jox ma ne dama ne ko woon jox ma tani mu ne ma déedéet bàyyil ma jox la liquet kii armée nationale rek nga sol ko ma ne ko dama bëgg di monter si tali bi mu ne ma déet pen parce que yow kon oto dina war a jëm nii nga di ko jëmal nii. jërëjëf alors damay profiter parce que tout le temps dañuy ànd nag ak suñu réalisateur ndax xam ngeen ne émission bi comme dañuy waxtaanee wàllu théâtre souvent aussi dafay baax ñu am loo xam ne dinañ ko baaxee ñi toog seen kër te yëngu ci wàllu théâtre te amuñu wërsëgu dem ci école yi muy la leçon du jour tey ji ñu ànd ak Mamor Thioune mu dikk ak ñun ci la leçon du jour tey lan la ñu Mamor Thioune proposé ñu ànd ak suñu réalisateur René Charles Fall. Bon, léegi deuxième groupe bi li ñuy liggéey ak ñoom dañuy liggéey ak ñoom sur ce qu'on appelle l'imagination parce que comédien benn élément la situation deuxième élément maanaam comédien bi nit la koo xamante ni day def théâtre situation bi nga xamante ni moom lay jouer beneen élément la boo xamante ni moom comédien bi moo ko war a jël def ko yëfi boppam nasaraan di ko tuddee s'approprier de la situation maanaam nga jël mbir mi amul toppandoo comme ni ko yenn humoristes yi defee déedéet mais comédien dafay interpréter maanaam day jël mbir mi nii lii man la toppandoo ma mais lii man la mais lii man la boobu dafa am yoon boo xamante ni si ngay jaar pour mu yomb ci yow pour nga doon ko moo di li ñuy wax lan nga utiliser sa imagination maanaam lii tey man su ma daloon nan lay mel question la bu comédien bi di poser boppam dem nag gëstu ji ci biir yaramam réponse bi naka lay ñëwee loolu mooy ñu liggéey sur l'imagination maanaam nga jël texte boo xamante ni histoire bi c'est une histoire fictive existé wul dañ ko créé nii rek bind ko dalu la yow nga ni lii man la dal man la responsabilité boobu comédien bi di jël ni lii man la dal dafay mel ni ku accuser boppam war a taxaw devant la barre pour défendre ni lii man la dal naka ngay convaincre juge yi naka ngay convaincre procureur naka ngay convaincre partie civile bi ñooñu ñëpp loolu mooy jëfu comédien te théâtre ñaar lay jung fiction ak une histoire bu ñu bindaat ñu koy interpréter ci ñaar yooyu rek le théâtre di tënk fiction maanaam lu ñu xalaat rek bind ko sukkandiku ci dara ak ay faits réels lu am ñu koy reproduire te ñaar yooyu yëpp yow comédien bi sa yoon newu ci mu am nag benn technique boo xamante ni si nga naan sama problème a ngi ci parce que mbir mi man la dal su ma waree taxaw ci baar bi revendiquer loolu dafa am ay argument yooyu am maanaam benn rubrique bi la ñuy liggéey tey beneen bi dañ koy bàyyi ba beneen yoon muy l'imagination maanaam nan la comédien bi war a xalaate ba jël mbir mi def ko mbiram ba ki koy seetaan danaan lii kii may gis nii effectivement problème la lii da koo dal moom la day dem ba day fàtte ni théâtre lay seetaan mais réalité la am ci kanamam pour cela
sa xel ngay liggéeyloo moom la ñuy tuddee l'imagination. alors ñu tàcc ko moom Mamour Thioune mu nekk loo xam ne lu rafet la mu doon wax ci mbiru imagination nan la artiste mun a imaginer maanaam loo xam ne amul mu créer affaire bi ci kanam tuuti sax def na ci exemple xam naa ne exemple bi dama ciy ñëw wala itam nañ dem ci exemple bi Charles nañu àndaat ak yow ñu teg exemple bi ni mu ci joxe ak ni mu nettalee histoire bi ñu ànd ak moom. maintenant yéen ñii ñëpp da ngeen am seen benn mbokk bu sës ci yéen kenn ku nekk dans sa tête na xalaat ni dama am sama mbokk moo xamante ne mu nga États-Unis depuis 30 ans mu ne fa ma daan am ay nouvelle am muy bind ñu may jàngaloo lettre bi may xam ci lu mu nekk famille bi yëpp di xam ci lu ñu nekk mais malheureusement depuis 15 ans donc dama leen tegal benn histoire boo xamante ni seen yoon newu ci yéen comédien ngeen fekk situation bi ni lii man la ci sama imagination man la dal ñu dem pour toppi comédien bi étape yi muy def ba dem ba moom histoire bi def ko yëf boppam li naan histoire jàmbur nga nangu ko def ko si histoire boobu ñu comédien loolu suñu liggéey situation bi du man mais man la léegi nag léegi man la man la maa ko wari c'est clair. On se déplace dans l'espace tout en restant concentré. Du dox relax pas de tension dox relax 15 années yu mujj yi amuñu benn nouvelle ci suñu mbokk moom nga xamante ni moo nekkoon États-Unis depuis 30 ans li muy tekki mooy 15 premières années yi chaque weer wala chaque weer daanañ ko dégg ñaar ba ñetti yoon mais 15 ans yu mujj yi amuñu benn nouvelle ci moom stop première nouvelle bi ñu am ci moom kenn ku nekk na def dans sa tête ni man rek la woo ci biir famille bi ma oowee ci biir famille daf ma wax ni ma damay ñibbisi bëgguma kenn yëg ni damay ñibbisi yow rek laa woo bu kenn xam ni damay ñibbisi on y va ñu dem. beneen élément maintenant jël nañu décision wu génn kër ga te kenn du xam fu ñu jëm xam ngeen li leen lié ak ki leen di fekk parce que yéen a bokk tey ak baay travail individuel kenn ku nekk sa yaa nekk di jël mu mel ni yow yaa ngi ci kaw seen bi man kat fu ma jëm nii jël naa responsabilité dem ndey yëgul bàyyi yëgul kenn yëgul ni kii nga bokkal ndey ak bàyyi tey la war a ñibbi si te man la ko wax surprise lay préparé famille bi yëpp maa nga ci yoon ba ñu dem parce que baa ngi daw ñu gisee maintenant dem naa ñoo stop kenn ku nekk yaa ngi seen maintenant aéroport bi nga xamante ni fa nga war a jëm pour jëli sa gan bi nga war a jëli ngeen bokk ndey ak bàyyi rappelez-vous bien ki ngeen di seeti yéen a bokk ndey ak baay comédien dafay natt relation digganteem ak partenaire am digganteem ak ñi muy joué ndool ñëpp loolu ay nattukaay la parce que ki nga bokkal ndey ak baay c'est différent de ki ngay soog a gis pour la première fois bi ñu benn c'est différent de ki nga xamul mais on a bien dit ki nga bokkal ndey bokk ak moom baay yaa ngi seen aéroport bi maintenant taxi baa ngi dem bi dem am nga 15 minutes yoo xamante ni am nga ko avant heure bi ko waroon a yegg toujours tu es dans les temps yaa ngi temps bële stop yegg nañu maintenant aéroport wàcc ngeen taxi bi yéen a ngi dem nag maintenant ci affaire yi pour dem nag toog xaar yi wala taxaw xaar seen gan yi nga xamante ni moom ngeen am ñun ñëpp ñu nga ci accueil ba côté baa nga dalee at fële la ñuy séentoo maintenant ñun ñëpp vers cette direction fa la ñu jëm parce que fa la ñuy xool ki ñuy xaar anamu enfin vol baa ngi nii di survoler maintenant mu ngi préparé pour atterrir top information on vient de nous annoncer que ni atterrir na
mais ay preneurs d'otages ñoo nekk ci biir. Ils ont déjà tué 10 personnes ci biir avion bi annoncé wuñu ndax góor la pour ngeen mën a xam ndax ku ngeen bokkal ndey baay la annoncé wuñu ndax jigéen la pour ngeen mën a xam ndax ku ngeen bokkal ndey baay la mais 10 personnes rey nañu leen ci biir avion bi ñu ngi ci biir kenn génnu. Une autre information bu gën a tee bon 20 personnes rey nañ leen mais cette fois-ci dañ leen génne avion bi sànni ci biti yéen a ngi seen de loin ces cadavres yéen a ngi leen di seen mais mënu leen identifier ba xam ndax seen frère bi la parce que 30 ans gisul leen wala seen sœur bi la 30 ans gisul leen ko mu leen xam néew yi ñu sànni ci biti ñan la. Qu'est-ce que vous ressentez à partir de ce moment? Stop. Information ubbi nañu maintenant avion bi on commence maintenant à faire sortir quelques passagers libéré nañu passagers yooyu heureusement ci biir passagers yooyu ñu libéré seen mbokk mu mën a ne xamee ngeen ndekete bokkul ci ñi dee mais malheureusement ci chaise roulante la toog chaise roulante la toog ñu ngi koy puus yéen a ngi koy identifier mu nga nëlee ngeen di seen yéen a ngi koy seen ñuy puus muy dem pour ñu war ko yóbbu ci bus bi nga xamante ni moo ko war a jël ci piste bi indi ko maintenant ci accueil bi pour mu mënee a jël pour faire mal aux gens ñii dañ leen rey ñii dañ dagg seen i cër ñaari loxoom yëpp dañ ko dagg ñu ngi ko muur yéen a ngi jéem a def effort pour maintenant dem pour mën ko jege ji on vous bloque vous n'avez pas la possibilité pour yegg ba ci moom yéen a koy seen nii vous êtes à 10 mètres ngeen def effort pour avancer waat chacun de 3 pas pour aller voir pour ma gën a jege ma xool ba xam ndax moom la effectivement loxo yi ndax moom la wala dégg. Qu'est-ce qui motive ce déplacement-là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je ressens? lan lay yëg lan lay xalaat ci sama mbokk mi nga xamante ni je suis là incapable de le toucher. ñu woo la ne la kaay yeggale maintenant pousse bi ñu ko war a pousse pour mu dem infirmerie. koy gis mu ngi onk mënoo ci dara mënoo intervenir mënoo am accès ci moom mu ngi nii nga jàkkaarloo incapable de toucher stop on se réveille ndekete ñun dañ doon gént ndekete man li ma doon wax yépp lañ doon gént taxawaay ba moo yàgg xaar ba yàgg ba nelaw këf ñi ñuy nelaw ndekete yéen da ngeen di jël ñu ñëpp da ngeen doon gént mais yéen a ko donc voilà gis ngeen affaire bi ñi nga xam ne dunduloo na leen loo xam ne nii vraiment du lu am fin bi sax mi ngi leen di wax ne yeewu leen da ngeen doon gént donc dugal na leen ci corps bi naka ngeen gisee lu mel nii ci wàllu imagination ci artiste buy dem alors Moustapha. waaw mooy li ñu seetaan ni mooy dafa bëgg a wax artiste yi nii artiste lañu wax waxuñu acteur nag. artiste yow po bu la neex nga nekk ci. comprendre nga li ma wax. tey artiste bu la neexee nga nekk tey dof léegi bu la neexee nga jooy léegi bu la neexee nga yërëm tëlu léegi bu la neexee loolu lu ñuy jàng ci biir salle te de passage ñi ngi koy gërëm Mamour parce que bépp salle bu nekk ci biir réew mi dalay woo téléphone pour ñëw defal la genre formation yi donc ñu ngi koy gërëm te wax ni lii moom mooy tax artiste bi tey loo bëgg a def ci biir scène wala nga bëgg ko def ci télé nga mën ko def te doo am kii parce que ngis artistes yoo xamante ne pour ñu jooyloo leen ci série rek problème la dañuy dem jëndi mantalo dafay rob pour diw leen ko alors waaw lu mu wax nag triste na trop mais nag wane na ni aar moom da nga war a nekk polyvalent
mën ngaa jooyloo nit léegi mën ngaa reetaan léegi comme mën nga def ñu ne diw dafa dee léegi waaw c'est important li mu def nii jàngalaat nañu lu bari kon li Tafa wax laay dëggal da nga war a nekk polyvalent man des fois damay sol tubéy jouer rôle bu ma neex mën naa ko jël waaw kon ñu ngi koy gërëm moom Mamor di ko jaajëfal bu baax ci initiative yi mu jël Modou Pène waaw bi tey yow Mamor li mu def noonu li la Tafa wax nii am na si biir waaye Mamor it wane na ne artiste bépp bu ne artiste la war ngaa jàng aar bi ba man artiste métier mi artiste la tudd boo mënul artiste nit ki bokk goo ci mas naa si daara si jamono yi tey pièce boo xam ne dama si sida mais boo ma gisee fu ma tëdd di bëgg a dee ne da ngay wax carrément pen day dee sama kanam dafa dem ba def weññaa nga may diw nii maa ngi ma bëgg a dee ñëpp yaakaar ne sax damay dee te booba dara jotum bi séquence bi pare dama ne cooc yooyu moom la Mamor tënk foofu. alors leneen li ma bëgg a ñëw ak yow Mamadou Pène moom mooy dañu gis ci yow beneen facette boo xam ne vraiment yombul muy nekk ci artiste alors tey man bi ma ko njëkkee découvrir Mamadou Pène téye micro nekk ci tante man daf ma yéem. alors dëgg la ba du mën lépp seetaan nañ ko gis nañ ni nga joué rôle boobu noonu dañuy xam ne am na benn talent boo xam ne tey ji mi ngi ci Mamadou Pène bu bokkul ak leneen loo xam ne ci baatam la mais alors facette beneen bi nga xam ne mi ngi nekk ci yow nga xam ne tey ji Pène bu téye micro taxaw ci tante ñëpp dañ naan du Pène mi moo doon joué théâtre naka nga ko kii travailler ci yow ba mu nekk ci yow. man musique laa jëkk a def. ok. Boy Pène mi nga daan dégg si Nder orchestra waaw man ak Pape Fall bii di way salsa man mii toog la. ok man maa doon Boy Pène bu Nder musique laa doon def mais pour wayu jàng dama jàng alxuraan depuis Waalo. fii si Dakar man si ñi daan way gudde ajjuma kër Alaaji Gànna Ndooy président fédération Tidiane. groupe boobu si laa bokkoon muy man Abdou Assis Mbaye bu Tiwaawoon Daaw Góor Mbaye Mansoor Mbaye ak Moustapha Mbaye ñun ñoo daan woy guddi àjjuma bu Alaaji Gànna Ndooy fii si Gueule Tapée man dama daan woy jàng mais ñoom bu ñu demee Tiwaawoon man ma nekk individuel. ok nekk Kër Massar mais man sama njàng xëy na sorewul sax mais nag taalibi Cheikh Pire la ba pare man Mouhamadou Rasulullah la ñu ma tuddee direct. ok kon war naa bëgg sama turandoo. tante bu ma dugga léeg première ba ma jëkkee dem Kër Massar am na waykat yoo xam ne ay xale lañu dañu leen fay pour ñu jàngee ma ñëw toog ñu bañ maa jox micro benn meer naan ma yow de doo woy ma ne ko dinaa woy mu ne ma an woy ñi ngi woy rek joxuñu la micro mais jàngee si waykat bu mag dama nangu jàngee noonu nga def kon jàngee laa nangu parce que dama toog rek ñuy woy di woy ba 3 heures waaw ñu pare xanaa mën nañu ma jox ne papa kaay laal. waaw ñu jël micro ba jox ko sëriñ ba. waaw. maire bi ni ma dootoo woy ndax jox nañu ko sëriñ bi ma ne ko fii laay woyee. waaw. mais gis nga bi ñuy wax di wax bi ñu jox sëriñ bi mu ni bisimilah rahmaani rahim barke sëriñ Babacar Si. Seydina Momar kenn du moom. rek ma ne ko man turandooy maa lay wax kan mooy moom. c'est ça. mooy borom te yaman bi waan wi tabaruku bismi ولا تعد في شيء طريقة رسمي فقد قسم المولى لو خير رسمي تراقى إلى سبي تباخي بجسمي فقد خسرتك أملاكها وتجلتي تراقى يونين يغنف مجم من خلي فن لمو مجم كوني دي خوال سمرب من لين يالا كو نيكو كاي nga ganem danaa yebal Jibril mu indi añ mooy aju mag yàlla ni Muhammad danaa yebal Jibril mu indi koor mooy woor gi ni woor yàlla ni Muhammad danaa yebal Jibril mu indi jaar moo tax Muhammadu Rasulullah xeex Badar bil islam man taxaw ba muy dem albaraax la war Jibril la nekkoon sa mbaggu nday joor Muhammad Mikaayil sa mbaggu càmmooy ba ñooy motaar yàlla yónni ni suur ñu fa gëbenneel asamaan ñu ni ko kana mu ni mën a Jibril ñu ne ko àndal sëriir mi foor na yaa ngi baaja asamaan mu ne ki ma àndal ko ànd ak moom nga baaja asamaan ñu ne ko kan mu ne mën a Seydina Muhammad Rasulullah ñu ne iskay nekkaat ci wubbi dal ne xale yi kan nag moo wubbi Muhammad
ñu ne tekk ku ne di xool sa morom man leen seen maam Adama ko teeru ak malaakaam ñu teeru ko misigal ko rikkal ko junñi nga asamaan nabi sant leen ngërëm leen ñu ne taraka borom raw du baa leen gën est-ce que ñu ne taraka yu ne néeg na man xalifan la jëmaat ku ne di xool sa morom man leen ba muy dem leen kan moo ko doon gunge si xilaasu saabu Alaaji Maalik gi ngay lim juróom-ñaari yonente wa aadamel mara Isa Yusufin wa Xanooxin suma Aaroona Musa wala Ibrahima maam Ibrahima nekk juróom-ñaari semaan Muhammad dem ba juróom-ñaari semaan mu ne Jibril nan dem Jibril ni ko leer gi mënu mu ciy dugg Seydina Muhammad dugg ci leer gi jàkkaarloo yàlla sunu borom dal di ne xale yi ñaata julli la yàlla joxoon Seydina Muhammad ku ne di xool sa morom mënoo wax ma ne leen juróom fukki julli la yàlla joxoon Seydina Muhammad Rasulullah di wàññilu yàlla rus ko di wàññi yàlla rus ko di wàññi bu mu des juróomi julli yooyu mooy juróomi seede teexe Seex na Tijaan ba keroog dara naan est-ce que aram loo kumba caam mbañ pendaak Malick fa waddak forma Jóob bugguma pendaak Ali Boy misel sambay naar xaar yàlla mi des bopp coor mbay non encore gali faraxe Njaay mbay Xalifa Roqee Njaay Babacar Siddiq bi tey si laa fent si Serigne Babacar Si kuy jullit ak ku dul jullit Serigne Babacar Si Serigne la ku weddi jàngal lii laa fi xorey sin ba sa sëratu lii laa fi walf la xorey si naar lii laa fi séeréer réel la ti tubaab si taayi soose wa sey fi pël fol yaa bu doo tukulóor rabbaasa lawbe bayti bambara la si njaago ataamahum joola min joyen sarakulle wa amaanahum ñoomin ka min xawfin xaasonke soratu bi sax mooy seen waay ñëpp Serigne Babacar seen Serigne la merci beaucoup non fi ne nii yóbbu nga ox fu sori sax waaw fi ne yóbbu nga ko fu sori sëñ Moustapha Jamil moom lañ ko tuddee direct ndeysaan moo tax yóbbu nga ko fu sori sama rakk la doomu ndey la waaw yóbbu nga ko fu sori am na ñoo xam ne vraiment dañ fi nekk ndoroon ensemble di def liggéey bu ni mel tey ji ñoom ñi ngi ci dëgg ñun ñi ngi ci safaan ba day baax ñu leen di fàttaliku alors damay ànd ak sama réalisateur ci seen rubrique fàttaliku ana kan la ñu Charles René Fall proposé tey ñu war ko fàttaliku ci émission sur scène ñu ànd ak moom laawla cat laawla bat laawla ma xel maay subaana ma lamañu doomu Aadama Njaay laabaani léegi yombul ndaw man day sama doom ji foot na laabal na përngal baa ñeeg man Maram Njaay ndey Demba Jeeni Bey sama doom ji foot na balaabal përngal baa ñeeg man kumpaañ ci beeñ ami nag ci beeñ njaayul nag ci beeñ ku jañ na ci beeñ mu jënd ko boole ko bosam mari jeen wala neegi njeeneen wàcce neegi ndooyeen am fa nakkatu ndooy mari jeen ak geeti mari jeen ak naamor ndooy mari jeen sama doom ji foot na balaaba biray ma kumba seeni ngi ci posa bi ci mbi jëm mor yaay ma jigéen gay la sane ko gi waay ma xuje pandooy ngi bonkooy su mbel jeen ak mari jeen ma jeen dem ma borom kaay dégg naa ne sama am ndaamor ndooy mari jeen ak geeti mari jeen ak wàllu ndooy mari jeen ma jeen dem ma borom kaay xamuloo na doon na sa baay ko gën jas jaañ njoogu mooy te jaañ njoogu mooy baay Bamba jaañ doon na sa baay ko gën nga doon na sa baay may jooy te noppeeg man ak soxna ay gàmmu faal Ibrahima binte gi méngi mi ci pencum ca déem nga doon na sa baay may jooy te noppeegu ma soxna ay gàmmu faal jas jaañ njoogu te jaañ njoogu mooy baay Bamba jaañ Elien numbeeg Birayma numbeeg Awa numbeeg sama ngi ma tàddo Yoof di ko jooy to noppee gu ma ko suma ko noppee joo rek maa ko fekk yal na yo soxna yaay gàmmu faal Ibrahima binte gi mee nga maamam ngi ci pencum ca déem Alaaji Matar Joob jaaray baayam Matar moomaray baayam waaye Alaaji Matar Joob yaay baayib conne xëri samba yañ toddoo yaayam dégg naa ne sama am day damay delluwaat Ngor joobal mu sa jigéen ak bambari mu sa jigéen mu sa yisal ma jigéen ak baa sa yisal ma jigéen ak baa maa sambi sal ma jigéen
ma xaw mi ci ndar maa di réer mi ci jandeer lambe ay mi te maar mi ci kunuun sama doom jeefoo balaa bon përngal baa ngeeg man elien nu mbeeg dinañ ma nu mere damay dellu jooyi sama doom sama mag bi ci na tàddo yow yoo mu wetal ko laaj ma taar joo bi conne xari samba ko day bente gi ndee nga biti géej sama doom jeefoo përngal baa ngeeg man gis naa ay yoon yoon nit doon gis ngeen ay yoon yoon dañu yeew loxo yeew tànk yeew ñu yeew loxo yeew tànk yeew ma xam ne ki def lii moom man ngi naa nekk sabab lii mu nekk soxna soo xam ne yàgg na bégal ñëpp di waa Tëngéej maire Yaxara Dem wéy wi dégg ngeen ko wéy cosaan la xale bi tëdd mu ñëw di ko wéy ci fajar gi mu nekk loo xam ne lu am solo la alors ñu def tour de table rek tey jii lan nga ñu mën a wax ci maire Yaxara Dem yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. waaw maire Yaxara yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana lii dafa triste ndaxte bokk na ci li dugal nit ñi ci aar bi man bi ma daan seetaan le 13 gis ko muy tàggaate sama yaram day daw da koy teg ci yoon di bàkk def laabaan tàggaate def cosaan moom aaram da ci daan boole cosaan def lu métti nga xam ne li muy joué da koo teg ci yoon waaw ñu ngi koy ñaanal daal yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. amiin waaye sunu xol tooy na. Moustapha. waa kontaan ci parce que comme liñ ko doon wax léegi mooy li ñu doon wax ci polyvalence. artiste nii la war a mel. parce que tey bu fekkee ni da nga ne artiste nga te ci télé rek nga mëne dafa des te gis nga maire yi nga xamante ni spectacle ak télé yëpp lañ yemale. maire yi nga gis ni tey way fu mu jotee dañuy way. fu fecc jotee ñu fecc. fu théâtre jotee ñu def ko fu leneen jotee ñu def ko donc lii la ñuy wax un vrai artiste boo xamante ni sa métier jàng nga ko ba mën ko donc moom it comme li sama xarit bi wax ñu ngi koy ñaanal yàlla fi mu nekk gënal ko fi mu nekkoon te œuvre mel nii bon mën nañu wax benn télé mu koy teg mais RTS bi nga xam moo nekk télé Sénégal war na mën a di génne œuvre yi nii muy fees pour artistes yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu mën a xool ni affaire yi nii la doon demee kon warul mën a changer quoi nii la war a mën a continuer. d'accord voilà. d'accord loolu responsabilité waa RTS la du beneen télé parce que télé yi moom boo yóbboo image te amul sponsor duñ ko teg te RTS defe naa war na mën a teg ay ñoom théâtre pen théâtre démb yu yàgg yi te dara du ko ci fekk. voilà noonu la war a demee. jërëjëf alors Mamadou Pène. waaw comme li nga wax si Yaxara Dem moom Yaxara dafa nekkoon benn nit koo xam ne si daaray Kocc kilifa la woon si daaray Kocc maanaam dafa nekk nit koo xam ne théâtre la doon def si daaray Kocc mais dafa doon wane ay cosaan te si biir wane cosaan boobu boo xoolee si turu Yaxara Dem lu yéeme la si li mu doon def ak turam noonu li mu def dañu ne Yaxara Dem moom dafa dugg si aar bi rek di xare ba wane cosaan yu nga xam ni nit ñëpp dañu ko soxla woon ba pare dem dëgg na dem bi muy sant bi ñu ne ko nag yaa xare dem ba pare dem allahu akbar bu doon sunu sago Yaxara du dem dafa fiy toog dëgg la dañuy recevoir suñu invité surprise bi ndax nag xam ngeen ne waxtu wi su ma fi tollee rek tout le temps damay bëgg ñu sauver waat salle bi ndax sànq Mamadou Pène yëngal na sama waa ji ñu tegaat fàttaliku bi day baax nag ñu dalal ki nga xam ne moom mooy invité surprise bi moom itam mu yëngal plateau bi kon ñu tàcc ko suñu invité surprise leen di ziar di leen bëggee mais nangu naa ne ñun ñi nekk fii bëgg nañ am xaalis am déet alors pourquoi philosophe bi ne l'argent ne fait pas le bonheur et gars yi ñun dañoo war a d'accord ni ñun ñii dañoo war a am xaalis xool ba xam philosophe bi li mu wax dëgg la am du dëgg waaw et l'argent ne fait pas le bonheur léegi yeneen ko gëm et man gëmuma ko ndax man dañoo am réunion de famille sama waa kër yëpp ñëw mu des sama benn tons boo xam te ne yàlla moom la dimbali situation am gën a baax côté finance ñu toog di ko xaar mu tardé 2 heures de temps mu ngi tardé ñëpp toog di ko xaar man leen waaw ne nañ commencé sama ñoom bàjjan di dal sama kaw naan ma lu tax ñuy commencé kii ci famille bi la bokk dañ ko war a xaar
ma leen ok mais bu mu tardé ñëw li extraordinaire mooy sama ñoom papa ak nijaay ak yaay ak tante ak bàjjen ñëpp daw ci moom ne ko ñu ngi jéggalu baal ñu àq ñun ñoo teel a ñëw di soo retard gars yi maa ngi leen di ziar asalaamaaleykum. waaleykum salaam toogal yaa ngi leen def léegi dama naan non yow léegi ñun baal ñu àq ñun ñoo teel a commencé ñun émission bi ñoo ngi jégalu ah Jégal naa ñun ñoo leen. teel a commencé ñoo ngi jégalu baax jégal naa leen alors donc Wily Wañanga moom sant bi moo njëkk mais booy wuyu ma waa léegi xaaral léegi dama bëgg nga wax ma Wañanga waaw fu mu am ci Sénégal man loolu rek laa bëgg a xam famille njabarkat lan ay famille njabarkat sama maam daa liggéey tubaab moo ko wax yow am nga problème alors mu nekk nag vraiment plaisir ñu recevoir ko ci plateau bi muy Wily Wañanga nekk koo xam ne itam vraiment c'est un artiste comédien di def ay stand up di def one man show yooyu yëpp wax dëgg yàlla liggéey bu am solo mu koy def moom itam je pense que bu ma juumul yow ak Balla yéen a àndoon dem fële nu mu tudd Parlement du Rire. waa Parlement du Rire. Parlement du Rire mu nekk liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la parce que dañ dem représenter Sénégal ci Parlement du Rire bi nga xam ne canal mi ngi koy dawal mu nekk loo xam ne lu am solo la kon may leen ko loxo bu baax a baax a baax a baax a baax alors Wily li may laaj gars yi ñi nga xam ne jot nañ fee jaar moom laa lay laaj dafa da ngeen nekk ci benn métier boo xamante ne vraiment souvent man damay faral di wax ne est-ce que métier bi ngeen nekk li ngeen di ut maanaam parce que képp koy def métier xëy na peut-être am nga loo ci soxla mu mun cee teral sa njaboot est-ce que loolu yéen a ngi ko ciy gis xaalis waaw waaw xaalis waaw bi tey dañuy sant yàlla parce que ñun dañu nekk ay ndaw di jàng dañoo toll ci jàng di gëstu di wër ci ci mag ñi ci ñoo xamante ne yaakaar nañ ni war nañu mën a apporter dara ñu dem ci ñoom mais tey jii nii bu ñu demee ba yàlla def ñu commencé def ay spectacle te ñuy jël ci yenn affaires yi ñu ciy def as tuut googu noonu ci la ñuy jël di ko yóbbu suñu njaboot waaye pour te dire vrai instant yi nii ni mu war a ñëwee ñëweegu ko ñu ngi ñaan yàlla nag mu ñëw ba nga xamante ne lépp luñ ci namm ci suñu njaboot wala suñu ay waajur ñu sottil ko lan mooy gàllankoor bi ba ni mu war a ñëwee ñëwul ndax dafa am jafe-jafe wala dara loo xam ne vraiment bu ngeen sañoon lii dina fi jógee ndax yéen li ngeen bëgg ngeen mën ko am waaw man dama jàpp ni fu mu nekk dañoo toll ci ñu jël ñu liggéey ok waaye tollaguñu fu ñu defaree liggéeyal suñu bopp ok waaye xam nga tey ji boo tollee foo xamante ne dañ laa jël pour nga liggéey loolu bu ñu la jëlul nga liggéey rek da ngay toog xaar pour man foofu lañ toll waaye gisuma benn gàllankoor boo xamante ne moo waral ni loolu ñëwagul waaye bis bu ñu yàlla dimbalee ñu dem comme ñu ngi ñuy jël ñuy liggéey bis bu ñu demee ba defaree suñu yëf bopp ñu ne dinañ jëlaate ñuy liggéey ok d'accord maintenant tey yéen ci seen biir est-ce que tey am na loo xam ne tey jii Wily gis na ko ci seen biir bu sañoon loolu ñu fexe xeex ko mu deñ wala itam loo xam ne ñu ngi koy doxalee métier bi te dëppawul ak yoon mu doon loo xam ne vraiment boo sañoon tey ji loolu mu deñ ah man boog sama côté bi tey wax dëgg na yàlla gisuma lu ñu xeex gisuma lu bon gisuma xaw ma nag peut-être mën naa am xam nga ku nekk ak sa coin nga nekk effectivement ku nekk am na loo xam ne yaa ngi koy gis peut-être neexu la waaye man boog fu mu nekk nii comme li mu la wax rek dama toll ci jàng ak seetloo xool pour mën a métier bi mën a mokk fa laa toll moo tax instant yi bët bu négatif sax amul ci man man luy positivité lu positif rek laay bëgg di gis loolu laay xool loolu laay bëgg di def fu mu nekk nii loo xamante ne dañ koy dindi wala teggeeg yooyu noonu man gisaguma ko pour dire vrai ok yoon bi nga jël lan moo la ci orienté c'est-à-dire ndax don la bu nekk ci yow ou bien yow yaa gis yoon bi mu neex la nga dem pour jàngi ko waaw loolu man bi may commencé dafa am sama benn copain bu dëgër fit bu tudd Babacar Samb moom yàlla da ko dimbali mu teel a commencé bindantu di bind ay scénario dem ni ñuy dajaloo ci centre Derklé bi ñu fay répété di def loo xamuñu woon lu ñuy def mais moom yàlla da ko mayoon don bi mooy maanaam day def benn affaire ñoo ne kaar ñu def parce que yàgg na gis gars yi di def mu koy def moom moo tax ma commencé parce que entre copain la woon sama copain xew def na benn affaire dama ciy ñëw jàpp looloo ma ci dugal waaye bi ma demee ba ci biir dama xam ni affaire lépp looy def da nga koy jàng ma yëg ni académie théâtre ubbi na ma dem inscrire commencé fa jàng lii ma dugal ci art bi ok donc loolu nekk na lu am solo alors mais bi nga ci duggee ba léegi vraiment gis nga ne am loo benn rëcc boo ci am lu dul avancement rek nga ciy gis waaw man ba tey ay rëccu yii nii
Fall man nekk mu ci yooyu de waaw man nay dem ret. yow nekkul ci ay rëcc yow moom nay dem rek. waaw nay dem ret. est-ce que ça a été difficile ou facile. waaw xam nga lépp looy dugg rek day nekk loo xamante ne di nga ci gis loo xamante day métti ci sa côté parce que tout au début parents yi. ok aar dafa nekk loo xamante ne man comprendre ma ko. maa ngi wër ba tey maanaam boo ci duggee nit ñi dañ naan kii lu tax jàngiwul lii pour defi lii. liggéey ci leneen ak leneen mais man dama jàpp ni suñu waa kër yi ñoo comprendre woon ni. métier la. ok tu vois wala soit ñu jàppee woon ko métier bu woyof nga xam ne bureaucrate bi mooy gën parce que moom day def costume ñëw wàcc liggéey yor otom yaare yor cartable am dugg. tu vois après léegi comédien moom day sol costume am ñëw ci scène bi bërëngu ba sonn en répété chaque jour te affaire yi balaa mu nga ñu lay gis. répétition yooyu da ngay dem di ñëw di dem di ñëw. luñ fa togg seen kër yaa koy lekk te doo joxe. waaw tey yaay gën a tilim. waaw dëgg la moom. loolu noonu yëpp dañ naan. parents yi dañoo yërëm seen doom ba dañ naan kii est-ce que du wuti lee. moo gën lii balaa mu ciy torox. ok tu vois d'accord dégg naa la. foofu la méttee woon. dégg naa la. mais tey jii man damay sant yàlla parce que samay parents ak sama famille. dañ maa comprendre te ñu ngi may jàppale ci li may def. d'accord waaw. d'accord loolu am na solo bu baax a baax nañ dellu siwaat ci yow. alors damay ñëw bala maa dem ci Tafa rek damay ñëw ci Toutou. alors Toutou gis nañ benn série bu nga xam ne jamono ji yaa ngi fi muy jaar. alors ñu gis ne yaa ngi ci interprété rôle boo xam ne rôle bu am solo la. am na ci sax benn séquence bu ma xool boo xam ne yaa ngi sëpp sa doom ji di wax ak moom mu topp benn xale bu jigéen alors naka la demee casting beeg yooyu ba nga retrouver ce rôle là. waaw bi tey jaar sax balaa ñu cee ñëw dama bëgg ñu ma gërëm tuuti Dembi Fall Mansour Mbaye ma jaaga ndax bi ma xamee aar ci ñoom laa ko xamee parce que man aar sama deret la nekk ndax abi gànnaay sama yaay sama yaay bokku ndey ak baay ba lim mën nga ko non yow tamit déggoo sànq man la avant may def aar am na ci lu ma newoon d'accord kon loolu après bala nga fay jógee dinañ xool non loolu foog ma defal la ci ñaar 2 mots waaw foog ma jaar ci 2 mots ndax fi mu toll nii bu ma duggee xew dama koy toj de. kon baax ndax aar moom suñu kër la fekk baax. ñun ñëpp ci aar la ñuy dox. bi loolu kiwee nag ma nekk xale doon gis Dembi à l'époque da doon def théâtre di kii ay warga boobu maa ngi jàng. nekk xale di taasu. bi may jàng ba yem ci Dembi muy def sur scène jouer rek am ko def faay ma jékki-jékki rek wiiri ci ginnaaw mu ne ma da nga bëgg a jouer ma ne ko waaw yéeg rek dugg. muy warga yooyu ñu daan laxas ci kayit. waaw yéeg kaw sedd ak siif baara mbay. ratatatat ku daan rek ma siif. waaw. joué rek ñu tàcc Dembi na ma yow lii la ma ne ko ci yii laay dox. mu ne waaye foo nekkoon ma ne ko ci ginnaaw. muy aar bi di dox may def ay clip di dox ba jékki-jékki. maasu suñu ñaari maa mbokk day bàyyi daaw ngoone xaytalaam àll bi ci gaawaan. ma dem ci moom. di ko nuyu bu baax mu nekk ci turubam. jàngal ñu ci aar bi tett ci lu bari daal. bi loolu amee nag ci laa dajeek Vision TV. Tafa Mbodj. ñu joué jaar bi ngay wax. actuellement sax ñu ngi ci tournage yi ba janvier bi incha allah dina war a daw ñu ci tournage yu métti sax. rôle bi may laaj nag ma ñëw ci dama nekk ci goro boo xam ni sama doom dafa takk ku ma neexul. ki mu takk. neexuma te il faut mu abal. waaw non day dem. day tàllal ba caaka njaay. léegi daal pour takkee ku la neexul daa war a dem sama turandoo laa ko bëgg a may mais man dama am fu ma ko teg nag. ok parce que dama bëgg bu nit di takk cosaan xool jikko ji bëgguma mu xool taar. ok taar la takk indil ma tegal ma ci sama biir kër. ma yar sama turandoo ba mu màgg yar ko ci sama jikko. ne sëy bi neexuma. waaw parce que yow jikko ba nga soxla. mu ñëw seet si ma bëtt tànk yi bëtt bakken bi fu ne mu takk fa ay fure ma ñëw rek aju. waaw mu lem jasineeram teg rek ma ne ko koy waxal man jàppi sa de tous les sciences. man réew mi gis nga lu ma fi të man ba may teglantine da nga teglantine ca biti. waaw parce que foofu damay wane ni booy takk jabar na la sa yaay àndal ci takk gi. na say kilifa ànd ci takk gi. na nga xam xale bi ngay dugg na nga xam fi ngay takkee nu mu doon. mais léegi da nga ñëw rek tappalaatu ñu takk. bu njëkk da nga daan xool bu sa loxo dagg na ndax yaa ngi togg. ay xale lañ mais dañuy gëstu. ay doomi géwël lañu. bu sa loxo daggee waa ji ñëw ñu xool ne yow nitu waañ nga. bu xawee wow ñu ne daan nga fóot. yooyu jamono takkeetuñu léegi taar rek ñool élancé def pose xeef charmante jong ma kon genre. te loolu baaxul te loolu baaxul loolu laay bañ.
ma xool ndax yow yaa ngi togg. non man damay togg laa la. ma xool. laay yow man bu ma rusee nga daw mi ngi togg tàcc leen. bu ma rusee nga daw. alors Tafa damay ñëw ci yow ci riiru tribunal laay ñëw ak yow parce que gëj na gisuñ ko am na fi ñu arrêté ko mu am ñu arrêté fan ngeen toll ci riiru tribunal. bon turu riiru tribunal moom arrêté na définitivement existé tul. tur bi jeex na. ok tur moom enterré nañ ko bokkatul. léegi lu mu doon. léegi mbiri yoon la tudd justice pour tous. ok noonu la tudd bon. riiru tribunal lañ tàmbalee mais nag nit dafay dem benn instant boo di liggéey benn affaire. gisoo sa bopp nga xaw a màgg comme kii li mu wax. bu lay yor benn instant da ngay baax nga yor sa bopp. ci jamono loolu lañ toll moo tax tuddatul riiru tribunal nekkatuñu riiru tribunal. ñu ngi suñu yëf bopp tudde ko justice pour tous. mbiri yoon la tudd léegi. waaw. fu ngeen toll ci liggéey bi wala tàmbaleegu leen ko. bon ñu ngi jotoon nañu am lu ñu tourné woon ak benn boro ak ku yor benn scène. mais anyway mais instant ñu ngi déglu télé yi. en tout cas ñun pare nañ boo loo xamante ni mën nañu tourner suñu bopp léegi. jox télé. te jamono yooyu dañu doon tourner di diviser. donc ci loolu lañ toll moo ben ñu ngi xaar daal. d'accord ñu ngi xaar télé boo xam ne pare na pour ñu liggéey rek après ñu liggéey. d'accord waaw. d'accord loolu leer na dama bëgg nag ñu jublu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di troupe théâtrale xàll yoon waaye balaa boobu dafa am rek lu ma bëgg a laaj Winy avant may ñëw ci troupe bi Winy est-ce que mën nga ñu wax benn anecdote ci parce que sànq yaa ngi expliqué ne tout début est difficile. Parents yi duñu comprendre. est-ce que mën nga may expliquer anecdote ci ni nga tàmbalee woon ñuy bañ wala nga dem ba ci biir ñu gis ne lii am na njëriñ loo xam ne rek ñu koy nett ñu xam ne vraiment xam nañ ne yey nga leen ci li nga nekkoon dafa am loo ci bëgg. waaw. bi tey li ma laaj ni dama ko musta bëgg wax sax. ndax xam nga yàlla dafa def man dama nekk gune gu dëgër bopp. su ma nee dëgër bopp mooy maanaam man sama bëgg-bëgg ak samay principe. su leeree sama kanam rek dama naan dama koy def. ok yàlla def man bi may commencé gars yi bañ. te am na heure boo xam te ne bu ñu mësaan répété man sama kër dañuy teel tëdd. ok. léegi ay 21h 22h bu jotee rek dañuy tëdd. te man dama daan dem répétition yi daan guddee des fois ba 23h. te man sama waa kër d'accord ñu. du coup su ma ñëwee damay fekk buntu bi tëj tu vois damay obligé yéeg ci mur bi tëb. ok ma def ko benn moment sama benn grand frère yëg ni maa ngi koy def. parce que moom buy tëdd day xool suñu néeg parce que néegu xale yu góor yi. du ma fa gis. am benn jour ma ñëw guddee comme d'habitude. tëb juróom reeruma sax. bi ma tëbee moom mu nekk foofu tëdd ci ëtt bi. di la xaar. seddaay. kon man la doon xaar. waaw. bi ma tëbee yegg si mu ñëw mu ne ma la ngay def xam nga mënoon naa la dóor kuur. ma ne ko lu tax mu ne ma tëb kër sàcc rek ko koy def. la moo tax ngay tëb ma ne ko non dama gis buntu bi tëju mu ne ma la moo tax fëggoo wala nga kii ma ne ko damay bañ déranger mu ne ma boo bañee déranger da ngay teel tëdd. ma ne ko mais man dama demoon répétition affaire yi mu ne ma seen affaire ñàkk fayda yooyu man bu ma ko waxati. tëbaatal fi nga nekkoon nga dem fi nga tëbaat dem fi ngeen nekkoon. ah. wallaahi lazim. et jour boobu damaa tëb. dellu. parce que bëgguma woon bruit yi am ba sama yaay yëg ko. waaw xam nga ñëw di ma àtte si man wala mu yëg ni man maa demoon ba heure boobu noonu. bi ma tëbee dellu xaw ma nan laay def. mais bi ma nee nga dellu fi nga newoon yàlla dafa def damaa delluwaat ba centre Derklé bi ñu doon répété. wallaahi lazim fa laa mujjee tëdd fanaan fa bu bët sëg. dellu ñëw sama kër sama yaay dama foo ne woon. ma ne ko damaa teel a génn dem. nga nëbbu ko sa yaay. ma nëbbu ko. mais teewul guddi gi bi sama grand bi wàccee dafa ñëw expliqué ko sama yaay. ok sama yaay mere ma ci bu baax. mais yàlla def bu ñuy dem fur et à mesure comme li mu la wax académie bu mu ñëwee parce que sama yaay dafa gëm lu muy def. ak ku ñemee engagement ak koo xamante ne ni bëgg na benn mbir ba pare dem ci. ok bi académie bi commencé boobu maa ngi doon làqatu du dem. mais bi académie bi commencé dama ñëw ne ko yaay am na benn formation bi am fii théâtre la. dañ koy jàngale. maa bëgg inscrire foofu commencé jàng. mu ne ma jàng lan ma ne ko théâtre mu ne ma théâtre dañ koy jàng ma ne ko waaw. woon ko affaire yi yëpp moom moo yëkkati xaalisam. na ma demal. est-ce que. te tey jii dama dem ba benn jëmm jamono bi may njëkk a def spectacle. académie bu ñu doon def cérémonie clôture beeg yooyu noonu. sama yaay dama ko invité wax ba sonn pour mu ñëw.
wallahi lazim mais bu mu ñëwee toog man dama amoon seen benn boo xamante ne maag Ziapo Mouhamed ñoom moom xam nga dafa costaud man damaa tuuti ñoom seen boo xamante ne moom maa koy sëfal ok tu vois après moom mu yéem a sëfal ok léegi instant yooyu noonu may tourné bu may sëfal ma tourné jàkkaarloog sama yaay tak instant yi li ma waroon def yëpp parce que heureusement ba foofu laa waroon génnee dem mais bi ma demee ci coulisses yi man kese dama toog ci ruq di jooy ok parce que dama naan tey jii sama yaay may na ma fit bu tax mu may ma fit tey jii bu am na nu mu doon demee danaan ma continuer jàng bi wala demal nga defi formation bii waaw mais man nangul na ma li ma bëgg ba tey jii nii maa ngi ciy sant yàlla bu baax quoi alhamdulilah waaw te sama yaay ji maa ngi koy sant yàlla di ko ñaanal gudd fan bu baax a baax a baax a baax amiin yaa mais sa grand frère boobu mosoo jógee fenn ñëw jox ko xaalis mu xam ne yow mi gën sama xarit la léegi léegi xaritam la léegi comprendre la wallaay sa waay léegi dinaan ma sa caabi bu réeree ñëwal ma jox la nga dem dupliquer ko ndeysaan wallaay lazim ndeysaan sama waay la léegi ndeysaan loolu rafet na alors léegi nag dañuy daal di dalal troupe théâtrale xàll yoon bu Rufisque ñoom nag ñu daal di yéeg ñoom itam def fi affaire boo xam ne lu am solo lañ ndax sur scène la ñu wax te dañuy soxla théâtre sur scène kon nag ñu ànd ak troupe bi nga xam ne ñoom ñooy xàll yoon bu Rufisque moom sa réew moom sa bopp neex li ma doon wuti wante naaw wante naaw wante naaw Mon pays va mal. Oui. Cette terre qu'on surnomme le pays de la Teranga et qui a vu naître des légendes africaines comme Léopold Sédar Senghor, Doudou Ndiaye Coumba Rose, Lamine Gueye et tant d'autres, est en train de sombrer dans un univers obscur. jikko yi ñoo tàmbalee changé ngor sutura fula fayda sàmm kàddu ak yërmande moo fi jeex tàkk def du ñaaw gën fee fës sàcc fen ak agression
ñu dem sax ba góor tim jigéen am xolu ki ñaan di ko toroxal ci kanamu njabootam Aline Sitoé Diatta Mariama Ba jigéenu Ndeer ñu nekkoon ay jigéen yu mën góor doon ay jàmbaar nekk itam ay royukaay. Elles étaient des femmes au service de leur nation qui se battaient pour s'imposer. Car la femme a bel et bien sa place dans la société. fu ginaar sabee ñu jóg di togg di raxas di bale di fóot ak a paase jural la say njaboot ak ni ëmb mettee di leen toppatoo di la toppatoo xanaa loolu doy na sëkk ngir nga fay ko bànneex te naaw wante naaw te naaw wante naaw njaboot googu war a màgg ëllëg indi loon a fly tey xale yooyu ñoo toog ci mbangu njaxare ñii jàng ba am seeni lijaasa ñii jàng seeni métier ba mokkal ko ñàkkum xëy di leen dajale ci mbedd mi ñu dëkkee ataaya aka daje ci réseaux sociaux yi. Est-ce que l'État pense toujours à sa politique de jeunesse? Jeunesse qui n'a ménagé aucun effort pour réussir dans la vie, entreprendre leur famille et travailler dignement pour leur pays. Car l'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse. dama ni ndaw ñi dañuy laaj ndax dañ cee bokkatul wala dañ leen a fàtte suñu bàyyi gëlawaar nee na baaraam buñ tàllal joxoñ la waaye juróom yuñ tàllal yalwaan la ñu doon joxoñ ngir sañ-sañ ak mën-mën tey ñooy talal seeni loxo di ñaan bay yalwaan ñàkk jur ñànki ba ñeneen ñi di xaddi ñeneen ñi di beddi xale yi jël gaal gi songu géej gi wutali réewum tubaab yi maanaam Barça wala Barsax tukki baa dee naam tukki du la teree dee toog sax du la teree dee waaye yàlla gémmiñ gu ma xaar def ci ab pepp te wërsëg kenn du ko yootu soyons des lions nañu nekk ay gaynde comme ni ko gune tëngi ji nekkee woon góor gi nga xamante ni moo dagg mi mu jaam gi ñu takkoon le 31 mai 2002 kooku mooy
feu Pape Bouba Diop. Toute la ville de Rufisque rend hommage à son fils, l'homme qui a mouillé le maillot du Sénégal. Que la terre lui soit légère. waaye nag c'est pas le moment de baisser les bras. Il est temps de se lever. jóg leen. jóg leen. jóg leen. jóg leen. jóg leen balaa moo wees. ñëpp jàpp ci. ñu suuxal suñu réew. moom sa réew moom sa bopp neex li ma doon. merci beaucoup. alors donc gis ngeen troupe bi nga xam ne ñoom ñoo di xàll yoon bu Rufisque def liggéey boo xam ne vraiment li ñu def fii am na solo muy message boo xam ne dañ ko lancé ci réewum Sénégal mu nekk lu am solo alors dañuy nag jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom moo di Elimane moom mooy seen metteur en scène Pape Elimane Gueye Elimane ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziar ñi ngi rafet lu baax li nga xam ne jot ngeen ko def fii ñu bàyyi la nga nuyu ak mbokk téléspectateurs yi. salaamaaleykum bi tey maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu sama papa Pen ak tonton Tafa nuyu soxna si bu baax di wax saay moom suñu fierté la parce que ñun ñëpp ay jeunes lañ te vraiment suñu gisee lu muy def tamit daf ñuy gën a yokk courage vraiment fu mu mënti dem rek suivre nañ ko aussi ñu ngi ñaan moom ak ñeneen ñi ci nekk yàlla defal leen jàmm. tout d'abord balaa ñuy commencer comme ñun ay waa Tëngéej lañu dafa am loo xamante ne bëggoon nañ noonu lañ sax naroon indi mooy hommage à Pape Bouba Diop comme ñun ay waa Tëngéej lañ ñu ñaanal ko yàlla may ko àjjana. amiin parce que Bouba tamit am na fu ñu toll woon foo xamante ne ñun waa Tëngéej yaakaar naa bi mu dugalee bii bi ñëpp béggoon nañ mais ñun waa Tëngéej ñoo gënoon am fierté parce que suñu doom la tey bu yàlla defee lii ci moom dañ koy ñaanal lu dul yàlla xare ko àjjanay firdawsi amiin xol yu sedd yooyu mu defoon ci Sénégal ci jamono boobu yàlla sotti ko def ko yiw ba dugal ko àjjana wane ko yonent bi kon loolu mënuñu woon ñëw ba fii te duñ ko def wax ne kontaan nañ ci moom ak sénégalais yëpp ñu ngi kontaan vraiment loolu lañu amoon ci loo xamante ne ñu ngi koy en tant que metteur en scène gis nañ li nga xam ne moom ngeen ñu présenté ñi c'est émission sur scène alors tey bëggoon nañ nga ñëwaat tuuti ci thème bi nga xam ne moom nga choisir tey pour présenter ko mbokk téléspectateurs yi. voilà bi tey loolu dinañ ci sawar trop parce que yaakaar naa ku ne artiste ne porteur de voix te ñun tamit ci fànn bi ñu nekk ay nit lañ yoo xamante ne dañuy waxal ay doomu aadama te képp kuy waxal doomu aadama tam war nga ko waxal li ko neex war nga ko waxal li nga xamante ne moom moo ko naqari en plus ñu nekk ay citoyen di ay doomu dëkk bi di gis situation yi ni muy demee pourquoi ñu wax ci ñetti thèmes yi mënoon nañ indi leneen mais dañu gis ne par exemple fii jàllalukaayu message la pour askanu Sénégal gi yëpp ñu indi fi maltraitance parce que gis nañ fi ñoo xamante ne dañuy jàpp seen soxna yi di leen dóor ñii dañuy jàpp seen rakk yu jigéen ak ñeneen di leen dóor plus particulièrement jigéen ñoo ci gën a sonn góor mën nga ko dóor amul problème wala sax après mu dem ñu xool neneen nu ñuy def ba loolu arrangé mais jigéen dafa sensible ba waral dañuy gis yoo xamante ne nii dañ fiy jàpp ñoo xam ne dañ jàpp seen i soxna yi ñuy jàpp seen doom yi wala des fois ñuy violer ay xale yu jigéen yooyu tamit daf ñuy metti te ñun ay porteurs de voix lañ mënuñ ci dara mënuñu dem xeex ak nit ki wala ñu yóbbu ko police mais mën nañu dénoncer mën nañ ñëw fii wax loolu moo waral ñu dugal ko ci suñu thème bi beneen bi mooy jeunes yi nga xamante ne dañoo jàng ba pare amuñu liggéey ñi nekk ci seen i métier ba pare amuñu liggéey ba ñu ñëw liggéey yi dañoo gisul dëggantaan am na jeunes yoo xamante ne gisuñu te jeunesse su Sénégal ku leen xool ci ñàkk jom wala ñàkk fayda wala ñàkk bëgg liggéey da nga leen cee gisul parce que ñoom ñëpp li ñuy def ni yëpp du dara xeetu bëgg liggéey la dëgg la ñun ñëpp comme grand nu mu ko waxee ñun ñëpp mënuñu toogandoo ci bureau yi ñun ñëpp mënuñu toog mais am na ñoo xamante ne ñu ngi ci yeneen domaine tey su yooyu ubbeeku woon yaakaar naa dinañ gën a gis yokkute ci jeunesse su Sénégal beneen bi mooy ñu ñëw ci ñi nga xamante ne par exemple suñu frères yi nga xamante ne tey dem nañu am na fu ko aram di waxee mooy ñenn ñi ñàkk moo jur ñànki ñenn ñi di xaddi ñii di beddi ñii xaddi ak ñi beddi nag mooy ñi nga xamante ne par exemple mooy suñu moroom yi nga xamante ne dañoo dem ba sentir ne ñoom xajatuñ ci dëkk bi ndax li ñu bëgg pour am wala pour tekki feneen moo leen ko mën a jox moo waral ñu dugal ko ci thème bi sensibiliser leen tamit wax leen tamit aussi ñun bëgguñu ñuy dem bëgguñu ñun suñu ay moroom ñuy dem di dee bëgguñu ñun tamit suñu ay moroom ñuy dem di génn di gaañu parce que ñoom ak man ak keneen bu ëllëgee ñun ñooy yëri réew mi donte du ñu nekk ay président wala donte du ñu nekk leneen mais dinañ am njariñ ci biir société bi ñun ñaan leen tamit ñoom suñu frères yi nga xamante ne ñoom ñoo am esprit wu par exemple jël gaal bi metti na mais dañ leen di ñaan ñu toog
dañ leen di ñaan aussi ñi ci am seen 400000 di ko joxe ñi dajale ko ba mu mat billet avion ñu jël ko yéeg te dem ñun loolu mooy sunu bëgg-bëgg d'accord thème bi ci loolu lay wax ñu wax tamit ne autorités yi bu ñu ko seetaanee c'est pas pour ñun mais nañ ko jàll ci jeunesse su Sénégal gi yëpp ak ci sunu parents yëpp bu ko defee yërmande bi gën a wàcc parce que loolu lañ soxla loolu xaalu yoon tàccu leen seen bopp waaye alors bëggoon nañ rek nga wax ñu troupe bi projet am fan la toll ci liggéey bi kañ ngeen ko sos voilà troupe bi ñu ngi ko sos en 2005 boobu man maa ci nekkoon am na ay membres fondateurs yoo xamante ne nekkuñu tey je pense que Mansour Sembène kese moo ci nekk amoon na ay Fallou Gueye amoon na ay Idi Ndiaye ay Abdou Gueye ñoo ci nekkoon moment boobu nag boobu man maa ngi doon def théâtre mais ci beneen troupe bu ñuy wax troupe yeewu yeete vu que man côté théâtre bon du ma wax ne dañ maa formé mais dafa mosoon nekk ci man ok ba tey ji gars yi di joué yëpp polyvalent laa ci côté yëpp loolu nag dafa nekkoon sama côté mais mu nekkoon loo xam ne da doon nelaw Fallou Gueye mi ma tudd ak sama benn xarit bu ñuy wax Papalaay ñoom ñoo doon def théâtre bokk ci troupe yeete ma gisee ñu def benn spectacle mais avant comme lii ñu wax sawaay loolu laa leen wax da ngeen ñàkk fayda ngeen jógee seen morom yi dem di fubali ñi di def lii ngeen naan da ngeen dem defi théâtre ma xas leen benn jour ñu am spectacle invité ma ñëw ñu gis ci sama bopp parce que man sama yaay dafa sori ci man ñu joué benn pièce boo xamante ne ci yaay lay wax ci guddi gi laa décidé man su ma xëyee ñoom bu ñuy def réunion ñu commencé ñaa commencé man bokk na luñ ma fayee ko bëgg na ndeysaan ma xëy dem yàlla di def ñu ci tàggat ba troupe boobu yàlla def mu arrêté ñu ne du ñu bàyyi ñu créé suñu troupe tuddee ko xàll yoon tur bi nag jafe woon na tuddee nañ ko nu ne mais ñu jég saay ñu ne nañ ko tuddee troupe xàll yoon moment boobu nag ñu ngi démarré woon ci ay association yi man nawetaan bu amee ñu dem jouer def ay compétition yàlla suturaal ñu compétition bu ñu taxaw jël ko parce que dañ doon liggéey ak bëgg-bëgg ñu ciy dem di ci dem ba jamono di dox ñun ñii ñëpp ku ci nekk jàng nga am na professeur man technicien en mécanique la am na ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi ci woon te dañu yoroon seen i métier bopp jamono dox nag ku ci nekk commencé di dem di uti sa place su liggéeyukaay. d'accord affaire bi arrêté woon mu desoon fi ku ñuy wax Ibou Koli moo nekkoon suñu mag moom mooy coordonnateur bi ak Daouda Diop kii ñoom sonn nañ ci torop tey ñoom ñoo taxawalaatal troupe bi ba tey fi mu toll nii maanaam ñun biñ ci nekk nañ ci ba 2015 2005 ba dem maanaam def nañ si 10 ans boo xamante ne dem nañ fu nekk def nañ lu ne peut-être du question feeñ teel mais li ñu doon wut mooy xam-xam dem nañ foo xamante ne tam nit ñi bëgg nañ ñu nit ñi wan nañ ñu encouragé nañ ñu bi ñu demee ba nga xamante ne yàlla def na ñu dem nekk ci leneen ñii ñëw taxul ñun tam ñu bàyyi parce que dañ doon liggéey pour am lu ñu suturloo yóbbu ci kër gi ñoom tamit bi ñu ñëwee bàyyiwuñ dara dem nañ dajalewaat yenn éléments yi indiwaat ñeneen ñu bees ku ñuy wax Ibou Koli moom tam sonn ci ba bëgg a dee troupe bi yaakaar naa def na tourné na ñaari scénario yoo xamante ne daanaka génnul yooyu peut-être bu ñu demee ba ci kanam boo ma ko laaj dinaa la mën a expliquer wala su fekkee jar na mën naa ko expliquer parce que comme lii ñëpp di jooy ñun moom la ñuy jooy gars yi dañ lay xeeb ci benn côté ba duñ la nangoo jàppale parce que dañuy wax ne suñu nangoo nar a jël suñu xaalis di ko jox booy yoo xam ne ay fecc ak ay théâtre la ñuy def nañ ko jël jox ko keneen parce que ñoom xamuñu tey ñëpp ñoo xamante ne par exemple ñu ngi doon xeeb ci démb tey suñu gisee ñu waxal jeunesse bi waxal suñu askan waxal suñu réew dinañ xam ne peut-être xale yi kat fii lañ bëggoon jëm si d'accord loolu mooy li nga xamante ne ñun moom ci la ñu nekkoon beneen bi mooy troupe bi fi mu jëm maanaam projet yi mooy bokk ci ñi nga xamante ne bu ëllëgee dañ leen di tànn comme ay référence parce que ñun tam loolu la ñu bëgg a nekk ñun ñëpp ak ñeneen suñu ay moroomu jeunes yëpp loolu la ñu bëgg référence bi nag mën na nekk ci domaine yu bëri mais ñun ci domaine bii la ñu taamoo maanaam ñëw taxaw yar suñu micro jàkkaarloog askan bi wax leen loo xamante ne maanaam bu ñu leen ko waxee du doon loo xamante ne ay naxee la wala nangam maanaam dinañ ko jëfee ba ñu gis ci njariñu suñu Sénégal alors wax dëgg yàlla rafet na lool ñu may leen loxo bu baax a baax li duuf ci nag bi yëpp xejul ci cin li tey ban message ngay lancé ak lan ngay tàggatoo waaw li may lancé message mooy par exemple sunu kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo ne ci kaw comme ni ko tonton Tafa waxee ak Pape Pen ñi nga xamante ne ñoom ñoo ne ci kaw ñu naam ñu ngi yaatal peut-être am na ñu gis am na ñu gisul mais ku nekk ci place rek boo liggéey am na ñuy d'accord am na ñu dul d'accord mais dañ leen di wax ñu yaatal te wàccee tamit seen niveau de trop ak si suuf xool ñi nga xamante ne ñu ngi ci terrain bi parce que ñun tamit dañuy liggéey rek ñi waral ñu bëri ñu agsi wuñu mooy dañoo xaddi mais ñun duñu xaddi ñun ak ñeneen ñu ngi ci ñun ñu ngi tàllal loxo nañ ñu jox sax benn baaraam bu boobaa ñu mën a àgg fi nga xamante ne ñun foofu lañ bëggee li may tàggatoo rek mooy remercier ñi nga xamante ne
ñi nga xam ne ñooñu mës a jàppale par exemple bëriwul Père Raphaël Diouf benn paala boo xamante ne bi tur bi amee ay jafe-jafe moom moo jël këram jox ñu ko ñu siy répété kon kooku mënuñu ko bàyyi dëgg la liggéeytuñ mag la mais moo jël alalam di ci def kooku mënuñu ko fàtte remercier maire Adama Ndiaye kooku sama yaay la ñun tur bi suñu kër la démarré kon moom tamit dañ koy remercier sama yaay yàlla na ko yàlla may gudd fan may ko yaay ñi fi nekk ñëpp ñi fi nekkul seen yaay yi may leen ñu am àjjana beneen bi mooy Mame Mbaye Mbacke kooku tam sunu mag la moom tam dafay jàpp ci mbir yi bu baax a baax Sayid Samb menn moom tam day jàpp ci mbir yi ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax Ami Ngom ñu ngi koy ñaanal bu baax moom tam ñu ngi koy remercier bu baax famille Cissé mooy kër ñoom Malick Cissé papaam maanaam bu ñu doon toj kër gi di ko wàccee sax du wax dara fa la ñuy defee suñu lépp famille Cissé ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm suñu benn grand bu fa nekk bu ñuy wax Tafsir parce que moom day wàcc ñu poñe ko ne ko jox ñu mu jox ñu dem defar vraiment ñu ngi koy remercier bu baax di remercier Baye Modou Dieye troupe yeewu yeete bi nga xamante ne moom laa doon wax léegi moom moo ko formé woon moom moo ci nekkoon suñu metteur en scène tey lu ma xam ci lu bëri ci moom laa ko xamee beneen bi mooy membre fondateur yi parce que ñi nga xamante ne ñoom nga àndandool doon liggéey même buñ ci nekkatul soo paree sant leen gërëm leen parce que jàppoon nañ ci ba mu baax ba tey ñu ne fi ñoom tam ñu ngi leen di ñaanal bu baax yàlla defal leen jàmm defal leen xéewal di remercier ñi nga xamante ne ni tey ñoom ñoo fi teew ñooy waa troupe bi des na mais ñii ñoo mën a ñëw parce que jamono moo xat ma présenté leen rek troupe bi parce que troupe théâtrale bu xaala yoon dafa am président bu ñuy wax Biram Saw waaw moom tamit yàlla defal na ko jàmm ku baax la mu ngi ciy jàpp bu baax a baax Ibou Koli mooy ki ma doon wax sànq bi affaire yëpp taxawee moom moo dugg ci kër gu nekk ne leen gars yi ñëw leen ñu def lii ñëw leen ñu def lii ba tey mu taxawaat ñuy man maay metteur en scène bi Pape Elimane Gueye directeur artistique bi mooy Mansour Sembène Daouda Diop mooy scénariste bi moo nekk nii toog moom mooy bind tout ce qui est scénario ñu ngi gërëm tamit Malick Cissé sa xarit ñu koy gërëm di ko sant bu baax moom mooy encadreur bi vraiment di wax ne bi tey yow tamit ñu ngi lay ñaanal jàmm te lii tamit bëggoon nañ ko bu baax a baax nga koy yokk maanaam soo ko mënoon def sax sama proposition la nga di ko def di indi ñaari troupe par exemple ñuy def comme genre nga jox leen benn thème ñu ciy liggéey dina tax tamit ñu gën a xam doole théâtre sur scène loolu daal laa am ci lu may tàggoo maa ngi jégalu bu baax jërëjëf ñu ngi koy gërëm di la sant bu baax a baax René Charles jox ma lii affaire la jox ma bu ñu nee théâtre day am danse day am musique day am même léegi jàng même jàng aussi culture la donc je pense que du théâtre si année bi grand théâtre def na ay joxe na au moins comédiens yi ñu ngi may dégg je pense di grand théâtre def au moins 7 groupes yoo xam ne defar nañ leen fa ay spectacle naan leen limal ñoo xam ne aussi dimbal nañ leen naan lañ tudd encore les anciens là waaw mooy ancien waaw ancien indi na leen foofu ñooñu ñoo leen indi teg leen foofu am na ñeneen ñoo xam ne dañ leen proposé ñëw dafa jouer fa mais seulement c'est pas parce que am na parce que dafa war a aussi comment lañ ko dafa war a aussi dañu war a grand théâtre dafa war a fay aussi ñii di fa jouer musiciens yi ñuy wax dañuy dimbali théâtre bi mun a marché xaalis boobu di dugg aussi dina permettre ñuy financer les comédiens am na comédiens yi may dégg fii am na ñenn xam ne ñëw nañ fa dimbali nañ leen ñu ngi may dégg donc di wax 4 wala 5 wala 6 ñun chaque année ñun ki tuuti ak bu dem bu yéeg ñoom ñi benn lañ si ñun ku fa ñëw nga indi sa projet muy théâtre muy danse muy musique muy jàng dañ lay dimbali si lu ñu mën ni ñu mën gis rek way théâtre bi mais comédien bu ñu indee seen proposition ñu defal leen ko mais kii di jàng alxuraan bu ñëwee jox ko kii jógee Casamance ñu jox ko kii jógee Suède wala Norvège ñu jox ko mais théâtre bi pour ñëpp la maanaam nday di seex quoi jaaxaanaay ngeen di tëddee mais oui dañu war a génn rek parce que dinañ fa théâtre mais théâtre bi théâtre lañ ko wax mais théâtre bi dafa boole lépp donc pour man loolu mooy théâtre bi mais bu ñu indee seen proposition dañ leen koy defal si normes yi moi je pense que dañ ko war defe nii ku nekk mun na ci am wàlla mi ñuy defar cinéma mu ne même chaque semaine def cinéma je pense que bu ñu teg affaire bi rek si yoon bi si théâtre wala danse ku nekk war nga si am sa wàll pour man amul théâtre amul danse amul jàngkatu alxuraan amul jàngkatu xasaayid même loolu nit ñi ne ma ne pourquoi nii fa jàng xasaayid wala di fa jàng alxuraan mais c'est des Sénégalais dañ fa am seen place quand même
bu ne dañ jàngi alxuraan ba suba le lendemain mun nañ fa def rab. c'est des Sénégalais. ku fi mun ti ñëw dinañ la jox sa wàll man de tant que je suis là. dem leen di partager rek. kii mënuma ko woon ñàkk a teg mooy Keïsi Bousso. mënuma ko woon ñàkk a teg élément bi lii ngeen gis ni émission sur scène la ko waxoon en 2013 artistes yi ñoo ko taxoon a jukk te nee na xeebutoon kenn dégg ngeen wax mais li tax ma def ko mooy dama koy delloo njukkal ndax nag ça fait 7 ans on travaille ensemble. Grand Théâtre bi heure buñ ko soxlaa muy artiste ku nekk ñun buñ war a ñëw tourner daf ñu koy ubbil tey émission bii ma fiy des moom moo ma ubbil yoon may fiy def émission sur scène. tey nag yàlla dogal na jugee na Grand Théâtre ngir dem fi nga xam ne moom moo di Sorano. Keïsi Bousso merci beaucoup Keïsi Bousso jërëjëf nekk nga fi nekk bu rafet ak ñun yëkkati nga ñu sargal nga ñu dalal nga ñu dama lay sant di la gërëm ndax nag nit nii rek la li ñu naan les hommes passent l'institution demeure loolu rek moo fi nekk jóge nga fi keneen mooy ñëw kii ñëw itam wax dëgg yàlla ñu ngi koy wax ne ko yegsil ak jàmm dalal ak jàmm te xam ne ay artistes nga fekkoon jërëjëf Keïsi tàccul leen ma bu baax Keïsi Bousso et merci beaucoup waa Grand Théâtre tout le monde équipe bi yëpp bu ma ñëwee dafay mel ni seen chef moo ñëw dañuy bàyyi seen lépp di ma jàppale te pourtant noonu lañ ci bañ a fekk kon équipe technique bi merci beaucoup sama équipe technique bi nga xam ne moom laay àndal tout le temps ci émission sur scène ànd ak ñoom ci njiitalu René Charles Fall di réalisateur bi ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. am na ku ma woo léegi ci yow. am na ku ma woo léegi Amérique la ma wooyee. waaw. Dia Assou Sare nee na. waaw. ma nga lay siibar. ndeysaan. ma nga lay gërëm di la sant ndax yaa ngi woo ay artistes yu mag ñuy wax seeni soxla. mooy ki jëndal Démbi Fall kër. man mi tam damaa bañ wax. waaye ku ma ñëw tamit séeri Tafa ñu ngi séeri Tafa Mbodj nee na am na lu mu ne dencal de. kooku la ku ma ñëng. waaw. yaay Mouhamed. waaw mu nga néegi Italie di ko toj de. d'accord dinaa ko jëli léegi wajaga waaw man yow laay terminer li tax may terminer ak yow. dama bëgg a terminer en beauté. mais aussi dama bëgg nga wax ma tuuti ci wàllu cinéma parce que il paraît que yaa ngi yëngu ci wàllu cinéma. waaw parce que ñun dañoo nekk acteur nekk comédien. di yëngu ci ñaar yëpp. mais saa yi comme temps bi dafa xatee te yu bëri dafa war a amaat. maanaam ñu ngi ci daal. ñu ngi ci yàlla def na ni tourné na benn série bu tudd Wara. instant mu ngi daw TV5 Monde. et maa ngi woon ci benn long métrage boo xam te ne Mami Wata la tudd. ak benn série aussi bu tudd Tekki Fii. waaw boobu waa studio Sankara ñu ngi ci cinéma bi mais xam naa après. dinañ ci gën a yaatal ci loolu. incha allah waaw aywa gars yi dañoo bëgg a terminer en beauté. waaw yaa ngoog public ba ngoog ñëpp ñu askan wi yow lay dégloo. Matas. non may ñoro parce que ñi réalisateur mi nga boo nar a taas day xaw a garaaw. waaw gars yi man pour vous dire vrai dama amul chance ci jigéen. demoon sama kër copine biir néegam ma fekk ko mu toog ci tànku beneen waay ma yegg si mu ne bërëb toog ne ma Mamadou Wañanga ça va koo xamante ne musuma woowee sama tur dëgg-dëgg ay sama faaru càmmoñ la ma daan woowee ay sama tamit ay sama baqata gauche yooyu la ma daan woowee mais tey bu ma woowee Mamadou Wañanga man dama am problème et puis mu invité ma toog ci banc bi gën a màgget ci néeg bi ma ne man comme dama fair play ma toog ma jàpp sama ñàmbur mais bi ma toogee ma jékki-jékki gis leen ñoom ñaar ñuy kotonte ma gën a toog defaru xam ni affaire yaa ngi commencé sérieux waa ji jug fu mu toog ñëw ba ci man ne man naa leen jëndali warga ak suukar quoi pour ñu ataaya ma jug nar a defanteeg waa ji mais waa ji comme punkal la ma ne ko andi maa dem jëndi warga ak suukar ñëwaat sama kër copine laa ñëw man waa ji sama yoon newul ci moom ma commencé ataaya gis leen ñoom ñaar ñuy ande ma xorom baraada bi yow bi ma jékki-jékki gis leen ñoom ñaar ñuy wax ma fay gaz bi xam ne lii waaw mérité wu ma lii daal sama yaay liggéeyul lii ma jékki-jékki ñu sànni ma benn sër ma jékki-jékki ñu sànni ma ceinture yow doo maandu ba ñuy kii ngaan yow kii kan la yow sa histoire la wala kaay gale ko ma jékki-jékki ñuy sànni ma benn fulaar instant nag sama xel ne man naa génn dem quoi ñibbi
parce que lii c'est trop bi may génn dem waa ji ñëwaat ba ci buntu bi ñëw jàpp sama loxo ne ma sa waaye doomu baare nga jënaaleel ma préservatif ma xoolaat waa ji xam ni comme punkal la tey bugguma defet sama kanamu copine ma ne ko andi et li extraordinaire mooy maay dem mu téye sama loxo ne ma petit taille ci laa xamee ni xoola loo muñ rek di nga ko fa fekk jaayeen jëf